asalaamaaleykum mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaan nañu mbégte rek ci kàttanu borom bi teel fi ñu doon ngeen di teelu si seen émission lu ci xam seen émission lu ci xam ñëwaat na rek comme samedi junne nu ñu ko daan defee fas yéene ànd ak àdduna wërngal képp ñu fas yéene nag ànd ak yéen si waxtaan bu am solo boo xam ne daanaka dañ leen koy dégtal waxtaan yi ni ñu ko daan defee rek dinañ samp wala indi fépp laaj wala sax teg fépp waxtaan boo xam ni ku nekk war na ci mën a yey yàbbi waaye nag waxee ci xam-xam ca lam ci xam. loolu tamit bokk ca li ñuy taamu ci li nga xam ne mooy yi ñuy yëkkati lépp lu ñu si def rek moo di njëriñ Sénégal ndaxte nag jamono ji ak la ñuy dal ak li nga xam ne tamit gis nañ ko ci réew mi nit ñi tamit war cee mën a wax ndaxte nag lii di daal jikko yi war a soppeeku bu baax a baax. li jëm nag ci li nga xam ne daal mooy lu ñu sàkku ci ñoom ñu matale ko ngir rek li nga xam ne moo di feebar bi jóge fi mbokk yi buñ leen nuyoo. ñaanal leen weerub kooruk jàmm waaw di leen balaq di sàkku nag ngeen baal ñu àq bu baax di fas yéene ak yéen nag ci waxtaan yi nga xam ne dañ ko daan indi weeru koor ñun nag daanaka émission bi directeur général dafa waxoon nañ koy wéyal ndaxte nag waaw ndaxte émission askan wi la ba tax ni nag ñu si ànd ak yéen ci samedi ji fas yéene ni ñu ko daan defee rek ci waxtaan yu ñuy indi tey nag gis ngeen ni daanaka jamono ji ñoo ngi wax ci wàllu mbas mi ba léegi waaye tamit tegguwuñ ci te ñu jëm nag ci li nga xam ne mooy jumtukaay ñuy wax ci lu jëm ci wàllu prévention yeeg li jëm ci wàllu li nga xam ne moo di protection yi nit ñi ni ñu war a mooy toog bu jëm ci tamit waxtaan yi ñu war a amal ci gox-goxaat yeeg est-ce que loolu tamit yéexul wala sax ba ñi nga xam ne tamit ñoo di maanaam autorité yi ŋànk mbiri léeg-léeg ñoom rek ñooy bëri di wax ak askan wi est-ce que jotul tamit ñu jox kàddu gi ñi nga xam ne ñoo ngi ca quartier yi ca biir gox yi goxaat yi ñooñu tamit jël relais bi mën a waxtaan ak askan wi ndax ñu mën leen a dégg bu baax a baax ndaxte nag fu mu ne nii waxtaan ak ca ñi nga jege la ñu fa lañ toll ba lii nga xam ne nag moo di cas communautaire yi wala sax ñi nga xam ni njortu nañ ni ñoo ngi ak moom ñu mën di signaler ak yeneen yi nga xam ni gis nañ ko ci ba ci sax li nga xam ne mooy situation bu ñuy dund jamono ji ci marché yi nee nañu nag marché yi daanaka bokk nañ ci ñu gën a exposé naam bu nekkee sax arrêté gi jàpp na ni léeg-léeg waaw soosé ñu ngi leen nuyu léeg-léeg ñu may leen ñu dem ba fi nga xam ni moo di daal 17h waaye tamit teewul yenn marché yi nga xam ni dañ koy gis ni daal njënd ak njaay mi wala sax tim bi yokkal ma jaay la bi xam naa mooy yàgg ba léegi nit ki di waxanteeg nit ki nag boo dara dugg ceeg wala dara tukkee ci. tey ni nañu wéyal waxtaan bi ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu protection yi dëgg la ñoo ngi wax ci Sénégal nan la ñu war a def ba loolee nga xam ne moo jëm ci wàllu paj gi nuñ ko war a gën a baralee ndaxte nag est-ce que garab yi ngi fekk yooyu yëpp incha allah li jëm ci wàllu protection yi ndaxte nag gis nañ ni tamit léeg-léeg nit ñi ni ñuy jëfandikoo ci masque yi dëgg la ñu bëri ñoo ngi cay respecté waaw lu baax a baax waaye nag ak gan masque la ñuy jëfandikoo wala sax est-ce que duñu jël masque bi nga xam ne daanaka ka la war a faj moom la war a jëfandikoo ba loolu tamit est-ce que du indi manqué ak li ci jëm ndaxte nag gis nañ ni sax jamono ji mbir mi moo ngi dugg ba kër docteur di fa maanaam indi loraange wala sax gàllankoor ci ñenn ñi nga xam dañoo waroon a taxawee askan wi ci wàllu faj wi. est-ce que tamit yooyu tamit dinañ ci indi leeral ndax du ñàkk xam naa bu ci kanamee ñu jël ki nga xam ne nag moo di docteur Anak Seck Ndiaye bi nga xam ne moo jiite pharmacie nationale d'approvisionnement ndaxte soo leen fàttalikoo waxoon nañ ci wàllu ñu jëm ci garab yi nuñ fi war a duggee ak yooyu yëpp nga xam ni France mi jàppoon ni daal dëkk tugal yu bëri jàppoon ni daal ñoomee garab du génn seen dëkk ak nu ñu war a def nag boo amee kook yooyu yëpp si liggéey boobu tamit fañ sa toll ndaxte nag loolu tamit am na ci solo lool ñu indi ci ay leeral ndaxte nag foofu tamit ndaxte askan wee ko yittewu ci 88 628 98 98 tey mbokk yi ñoo ngi indiwaat waxtaan wi ànd seeg ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy déglu ci geste barrière yi ba léegi waaye tamit ci li nga xam ne mooy jàpp nañ ni marché yi daanaka actuellement fa la mbir mi daal wulee ñaay ndaxte nag gis nañ ni daal mu nit mënul xëy dugg marché lii waa ji di wax waaye tamit mënul xëy tamit dem tuuri mbalit mu doon ñaar yoo xam ne lu yéeme la ba tax ni tak jamono ji nan lañ war a defee ci xeex ba ca bërëb yooyu foofee tamit ndaxte nag marché yi war nañ ko saytu bu baax a baax naam sax bu nekkee am na ñoo xam ne ñoo ngi tëj dëgg la waaye tamit am na ñoo xam ne ñoo ngi pompé waaye nan lañ fa war a demee ak li jëm tamit ci wàllu waxtaanu lii di maanaam
cas communautaire yi duñ ca war a waxtaanee ci wàllu sensibilisation yi mu gën a egg ca koñ yi ndaxte est-ce que maanaam préfet yeeg gouverneur yeeg ministre yi rek ñoo war di wax ak askan wi est-ce que tamit jotul ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi ci koñ yi ñu ràññee leen te bu ñu déggee bu ñu waxee dinañ leen dégg ñooñ tamit ñu dugal leen ci ngir ñuy wax ak seen i ñooñ wala ñi ñuy dendal ngir rek li nga xam ne moo jëm ci wàllu daal nu ñu war a fàggoo ci wàllu li jëm ci wàllu feebar bi 88 628 98 98 yéen a ngi seen biir émission lu ci xam di gërëm ñëpp ñi nga xam ne jamono ji ñoo ngi ci ànd ak ñun ci seen émission mi nga xam nag daanaka daal askan wi ko moom ci seen rajo Sud FM ñu ànd ak ñëpp ñi nga xam bëgg nañoo bokk ci waxtaan wi. voilà ñu jël la ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi siyaar bu baax a baax Imam Moussa. waaw Sall El Hadj. jàmm. diwéniti leen bal nañu bal nañu àq bu baax a baax a baax. bal nañ leen. di balu auditeurs yëpp. Moussa. Moussa day masque yooyu nga wax. waaw. coow li bëri na lool. ndax ñii nee ñu dañ ko war a jënd may ñii naan nit ñi dañ ko war a forcer ñii lañ ko war a def waaye gis nga. Moussa. waaw loxo dana dem gémmiñ te du yóbbu tibde. xam nga. xam nga nun sénégalais. dañoo dëgër bopp te ñu nu jiite tam dañuy weddi seen bopp. waaw. xam nga xale yi ñu jàppoon ci Médina. waaw. matoon nañ juróom fukk mbaa ñu ëpp ko. xam nga affaire bi muy doog a commencé dañuy dem affaire bi dëgër bopp nit ñi dóorante xeex fi lu ne xew fi. ministère de l'intérieur génn wax ne. ku ñu jàpp contravention bi ñu lay defal. waaw 20 000 la ba 500 000. kon 20 000 moo gën a tuuti. waaw. ci bu ñu la jàppee comme yow daal da ngaa def erreur war nañ la bindal 20 000 bàyyi la nga dem. nga fay 20 000 dem. su fekkee nag da ngaa am defo boo def boo xam ne bi lii moom tayeef la ak maandii la. 500 000 lañ lay bindal. waaw. 500 000 yooyu nag benn dërëm dong du ci tegu waru cee tegu 500 000 ron la. loolu la contravention non. waaw ñii nag dër jàkkaarloog police yi te man li ma jaaxal police su Sénégal lu ne def nañ leen ko ci at mi. dóor nañ leen dàq nañ leen def nañ leen lu ne. ñu koy jàngoro wàcc Sénégal ñu ne léegi nag na nit ñi toog am ñu taxaw dër defi police yi jàkkaarloog ñoom di defanteeg ñoom. ñu jàpp ci ñoom juróom fukk waaw ndax bindal nañ leen contravention. ëpp na juróom fukk lañ jàppoon wax nañ ko. léegi juróom fukk yooyu bu fekkoon kenn ku ne fayuloo nañ la 500 000 francs CFA ñaata la ñuy am du 25 millions. buñ dajalee 25 millions yooyu sax buñ paree lañ leen di duma beneen duma bi ñu leen di tegaat. dañ koy jënd ceeb dem seen kër bàyyee kenn ku ne ñu jox sa bàyyi saakob ceeb. ne leen nag dellu si waat leen ci mbedd mi ngeen xool lu leen ciy fekkaat. gis nga Moussa kilifa du weddi boppam. tey bu fekkoonte ne ministère de l'intérieur dañu jàppoon doomam. waxuma ñi sës ci moom de doomi boppam ci mu jur ñu jàpp ko. waaw. téye ko police ñu woo ko ne ko sa doom de jàpp nañ ko. mu ne ñu ne waaw mu ne anam ñu ne ñu ngi fii ñu téye. mu ne bàyyi leen ko foofu ba ma ñëw. ñu bàyyi ko fa mu yend fa wala mu fanaan fa bu xëyee ñëw. romb ko ci giri bi nekk ci buntu police ba mu romb ko fa du ko xool da koy dummóoyu. jàll taxaw kanam ca policier yi bu policier yi jógee taxaw mu leen toog leen. ñu toog mu leen ministre ñëw fi bàyyi nit a fi ñëw. bàyyi citoyen. waaw. bu ko defee bu boobaa xale baa nga koy xool. mu ne leen lu xew ñu ne ko dañu jàpp diw mu ne anam ñu ne ma nga ne ca giri ba gisoon na ko. mu wëlbati ko taxaw ci kanamam ne ko yow lu xew. mu ne man de nangam mu ne leen contravention bi ñaata la ñu ne ko 20 000 la ba 500 000. waaye nag kii lii la def mu ne ñu ne mu ne baax na man kat yoruma fii 500 000 kon maa ngi dem ci ñun. bu demee bàyyi ko fa mu yenduwaat fa fanaanaat. bu ci suba saa mu ñëw fay contravention ba ànd ak moom ñibbi du ne ko wow na du ne ko tooy na. da koy bàyyi ba mu am ñaari fan mu woo ko mu ñëw mu ne ko. yow li nga def lan la. bu expliqué. bu ëllëgee ñi sës ci moom duñu ko def.
waaw mais jot nañ sax gis ñoo xam ni seen wéyjur ay wéyjur xale lañu ñoom nag ñu làbbali ñoom nag dañoo kontaan sax si li ñuy def seen doom. moo jaadu. waaw moo jaadu. moo jaadu Moussa gis nga Moussa. gis nga nit da ngay doo weddi sa bopp. nit warta weddi boppam. te gis nga fii Europe fii nu nekk. gis nga Italie gii. ñetti place dong lañ la fi tegal. ñett amuñ ñeenteel. toog leen toogal sa kër mënoo fi toog nga dem hôpital wéradi nga dem nga hôpital. wéradi woo demoo hôpital toogoo sa kër ñu yóbbu la sa kasa ba nga toog. waaw. fii journal bu jotee bu ñuy def journal. bañ a lor kenn. nangami contraction la ñuy wane yuñ bind. kenn du rëcc. Sénégal dañ commencé ba léegi dégg nga fi contraction buñ bind wala woo nañ journaliste yi ñu wane ko wala dara. dañu war a bind ay contraction te gis nga masque yi bu ñu ko jëloon tey di ko maye da nga gis ku jël fukki masque te doyewu ko dara. bu ñu tegoon fii ay jalub masque ne léegi ku fi romb na jël benn na jël benn takk da nga gis ku jël ñett ñeent juróom yóbbu. lu mu koy doyee. c'est vrai ku jël benn. si tënk waaw. Moussa jërëjëf. ñoo ngi lay gërëm di sant ci fànn woowu ndax nag loolu am solo la koo xam ne tamit maanaam te lu bëri lu muy jël ci ay maanaam masque asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bu baax. El Hadj Moussa Thiam. naam. waa ndax neex gépp a ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di sama dëkk maa ngi leen di nuyu. waa Ndengler waa Altu Ndangal man Nduuf Mbar Diak Ndof Njarga Bawol gépp daal Moussa ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi baal àq ñëpp Moussa di balu àq ñëpp. yàlla na nu borom bi may ñu commencé ci bisimilah rahmaani rahim àggale ci alhamdulilah rabbi alamin. allahumma amiin waay. te ñu àggale tal ak wér. amiin. Moussa yi jàngoro ji nga xam ne moo lëmbe àdduna bi. yàlla na fi commencement weeru koor wi doxe bi yoonam wu mu fiy jaara rek. wér abadan kenn du ko gis. yàlla na yàlla dégg. yàlla mën na ko Moussa yàlla na ko yàlla def. yàlla na yàlla di dégg baal ak auditeurs yi déglu. ak ñiy wooteeg ñëpp Moussa. di xam ne rek lépp bëgg réew mi la. dëgg la. woote ba buñ ci masee wax dara lu naqari nit rek Moussa ñu ngi ko koy jégglu. dëgg la. xam ne du suñ coobare bëgg réew mi rek moo tax. ñu jël xaalis bi di ci def crédit di woote. est-ce que waaw. Moussa. sa waay moom mu génn de ñu ngi koy ziar bu baax moom it di ko baal ak di ko balu ak li mu wax lu am la Moussa. Moussa dëgër bopp am na ci réew mi. dëgg la. Moussa. ñun dafa am ci vraiment habitude bu ñu amee boo xamante ni mënuñu dem sans bàyyiwuñu loolu Moussa. mooy lan. naqaree digal. waaw. Moussa sénégalais gis nga sa woy bi ngay teg bu affaire bi commencé rek. waaw. tënk na lépp. tënk gis nga woy bi rek bu la neexoon teg woy bi rek bañ a wax. maanaam bu ñu jëfee li mu wax rek. wallaay tënk na lépp Moussa. macha allah. Moussa nit day dégg. gars yi wax nañ def nañ lu ne. mais nit ñi kenn mënalu leen dara. Moussa am na ku ma interpellé démb ci diggante Bambey ndàngal ma ak seew. waaw. Moussa Jakarta maan yi. waaw. ñu ngi yebe nit ñi Dakar ak à 30 000 francs wala 25 000 francs. Dakar boo fële. Dakar ba Touba. est-ce que. xam nga fan la ñuy génne. yoonu suuf yi la ñuy jël ña ngay génne seew. seew la ñuy génne jël tali bi bu ñu jëlee tali bi ba génnaat Bambey defaat même chose génn ji Diourbel ainsi de suite dem ba Touba Moussa. mais loolu yéeme na. bu ñu demee wàcce client jëlaat client à 25 000 wala 30 000 ñëwaat ak moom. est-ce que. Moussa dafa nga ne loolu jaadu na ci ñu interdit bouger. waaw loolu nag. mais kooku bu yoree feebar. waaw wàllu ko mu yóbbu kooku wàllu ko keneen cas communautaire boobu kañ. mooy le cas de Tivaouane c'est le même cas. mais c'est ça. Moussa loolu gendarmerie yooyu nañ ci bàyyi xel. mais est-ce que loolu problème gendarme mais est-ce que du sénégalais mooy xalaatee c'est vrai que dañoo waroon am benn psychologue mu xalaatuñu ci situation boobu moom naa am rek l'essentiel que naa am feebar rek naa am. keneen dara dal ko sont bons. xam nga ñoo fi créé woon Barça wala Barça. waaw. wala am mbaa bàmmeel bu sori. waaw. ba tey nag ci logique boobu la sénégalais yi di demee tous les moyens sont bons. Moussa. tey ak daal du tey nit ki am wërsëgam. dëgg la. waxuñu kenn mu yaacaaral waaye li ngay def teg ko ci yoon. kon nañu xoolaat suñu bopp Moussa te dimbali suñu bopp aussi dimbali njiit yi. parce que ñun mënuñu par exemple tey suñu duggee ci rajo bi. ne njiit yi defuñu lii dañoo war a def nangam. ba pare askan bi tax ñuy wax Moussa du def li njiit yi digale. loolu ba kañ. dëgg la. beneen bi ci des Moussa. na nit ñi génne xaalis bi ñi ko am. te dimbali nit ñi Moussa nit ñi sonn nañ. dëgg la waaw am na solo ku déggu sama wax ji wala comprendre lu may wax damaa yaakaar ne. doo cas social wala benn cas social ñëwul ci yow. dëgg la waaw. te nga war a jàpp ne cas social bu ñëw ci yow mets-toi à sa place. munoon na nekk yow
dëgg la kon Moussa ñu génne xaalis bi. état bi aussi nag gaaw ci mesure d'urgence yi Moussa. d'accord ceeb bi ba tey 20 000 tonnes ak entre 20 000 et 24 000 tonnes lañ toll. te nit ñi sonn nañ Moussa. ñun ñuy dox di dem ci dëkk Moussa. nit ñi sonn nañ de. dëgg la. xaw ma ndax comprendre nga fu may waxoon déet mais nit ñi sonn nañ trop te ci weeru koor lañ nekk. dëgg la jërëjëf borom alal yi nañ génne milliards yi ñu def ci banque yi Moussa te dimbali ci askan wi. solidarité waaw. solidarité. mënoo yor alal jurub jeex daqaloog ay nit ñoo xam ne bu ñu xëyee dañuy taqale Moussa nga leen di seetaan. waay kanaan sa jullite dëggu na. nañ waxante dëgg nañ dimbalante. jërëjëf yàlla nañ yàlla dimbali ñun ñëpp Moussa. te defal ñu jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf ñu ngi lay gërëm sant si intervention bi jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. tonton maa ngi lay siyaare. waaw ñu ngi lay delloo ziar. waaw waa nit na parce que yëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di leen baalu ak ci koor gi sama am na benn paa boo xam ne téeméer ak ñeent. nee na mu ngi leen a baalu ak bu baax a baax a baax. baal nañ ko yàlla na yàlla guddal fanam moom tamit. waaw man nag yàlla dogal na démb la commencé koor gi. waaw yàlla macha allah. waaw maa ngi nuyu ñaan ñi di génne sànq muy Alaaji Jibril Seck ak Alaaji Malick moom génne sax wax na wax jàmm solo Alaaji Moussa. mais Moussa. Moussa yàgg naa wax fi ne la tey damay wax samay mbokk yi nga xam ñu dëkk ci kaw gi Moussa. billahi wa rasul xam nga feebu dugg na fa maanaam kan mbay koy ñu wax noonu. waaw. sama commune la xam naa ko bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw fa laa dëkk dëkk bu ma amee noonu. ak fi ma dëkk mbit na parce que yaakaar naa ñeenti dëkk moo dox seen diggante si Fra yaakaar naa. mais Moussa li laay wa rasul Moussa. ñi feebar nekk dëkk yi nga xam ne am nañ feebar Moussa duñ fa toog Moussa ba yàlla jaaxal ko Moussa. wallaay. xoolal ki nga xam ne dama fi indi feebar Moussa dëkk bu fa man du ma tudd tur man dëkk bu amee. fa la jëlee ko Moussa jar camion moom ak fu mu jaar bu dugg biir Saloum moo ko jaaxal Moussa. te yàgg naa la wax na la Saloum dafa amut dafa boo xool diggante mbir kilaan ba ba ñuy ñëw Nioro. booy xool daanaka maa rek moo fa am gendarmerie mais ba ma amee yàggut. billahi wurusee Moussa dafay taal si biir samay mbokk xamuñu Moussa. yàlla xam ne ne feebar yi bu duggee biir Saloum. yàlla na fa yem mais danañ jax takk xam nga lu tax danañ jax takk. lu tax loolu. ñu ne amuñu hôpital. Moussa yàgg naa yokk sa émission. mais yéen na ngeen war a taxawee ba du fa dugg ndaxte nag gis nañ ni léeg-léeg nit ki wutam dërëb moo ko poussé muy dem dëkk ak dëkk daa war a toog. ñu fi taxaw Jibril Sène waxoon na la ko sànq. mooy ku nekk fa mu la fekk nga toog fa. waaw. ndax feebar kooku fi indi moom nekkul fa woon dafa am dëkk bu mu nekkoon moo ko fi indi. waaw. kon damay ñaan di laa wóorul ku nekk fa mu la fekk Moussa na nga fa toog ba yàlla jaaxal ku nekk dellu si la nga nekkoon. mais Moussa gis nga bis bu duggee bu demee fa ma dëkk Moussa suñu dëkk boobu. boo ñu nga préparé xam ne dañuy jax takk xam nga li tax. maanaam ñun ni ñu dundee la quoi te Moussa yàgg na ak yóbbu bi si antenne 98.5 ñun amuñu hôpital yoo baax amuñu courant amuñu yoon yoo baax Moussa foofu waxal ñu nii courant bi moo ci am nit na farax wala Moussa amagul saafara Moussa. te loolu études yi ñu koy dégg Moussa te saafara nañ ko. waaw nañu régler problème waxtaan ak askan wi en attendant. waaw xam naa du wees fu mu ne nii luy gën a jàmp. mooy urgence bi askan wi xam nga askan wi tey. président de la République askan wi la bokk. dëgg la kay. mais ministre de l'Intérieur askan wi la bokk. mais ministre biir wàllu kaw askan wi la bokk. dëgg la. mais ministre biir wàllu kaw askan wi la bokk. donc kon ñu ngi si askan wi lañ bokk. kon donc suñu daal ak ñi nga xamante ne ñoom fii maanaam doo woote ba am moo ko saafara. danaa war a dégg pour ëllëg si mu mën la saafara Moussa du dëgg. dëgg la am na solo. kon dama leen mais Malick Cissé yow Medina Paraxa am na koo xam ne bu fa waxee nañ ko dégg. allo Malick Cissé yow sax yaa ngi waxal Medina Paraxa mais boo taxawee biir Medina Paraxa allo waaw dafa am problème réseau ci moo tax déggante wuñu allo. waaw kon ci moom la xam naa day doxaale moo tax ndaxte nag engagement communautaire boobu la askan wi gën a. salaamaaleykum maaleykum salaam ku baax. Alaaji Moussa. naam. noo ngi lay nuyu di la siyaar. maa ngi lay fay bool bisimilah. ñaan suñuy kàddu fekk la ci jàmm. allahumma amiin waay. noo ngi lay baalu àq di la baalu àq. baal nañ leen walaay. di la yóbbante baalu àq ak sa auditeurs yëpp. di nuyu suñu soppe Sénégal Alaaji Boy Diaw. waaw ak sëñ Mamadou Dieng. di jaale suñu wóolare Alaaji Xaas Mbay waajuram bi génn àdduna. di ñëw ci waxtaan wi rek di nuyu ñu fi jaar yi sëñ Malick Sall ak waa bitim réew yàlla na leen yàlla dabe jàmm. di nuyu Jibril Sène ak Malick ñu génn yëpp. di waxaat rek ne Moussa. Serigne Cheikh Tidiane Sy dafa wax ju am solo. dafa wax ne
am téeméeri xariti dof. waaw am benn xaritu nit moo ko gën. waaw lu wóor. Moussa. oui. coow li muy bari. Moussa ne nit ñi jël ak nit teg ko ci seen kanam. waaw. Moussa. masque yii. yéen presse bi ak ñëpp ña ngi ci ànd na ngeen jël masque yi na ngeen jël masque yi. waaw. Moussa est-ce que masque yi war nañu wax ne nañ leen ko jël. te maanaam autorité wu ñu naka lañ ko war a mën a jaaye ak naka lañ ko war a mën a jënde. Moussa yaa ngi wax benn Jakarta bu boot kenn nit. mais Moussa xale bi xëy jël tey lu mat 50 masques. te am doomi jàngoro ji. dugg ci dëkk bi jaay 50 masques yooyu ba mu jeex. ñaata nit la ko wàll. Moussa téyeer bi nga xam ne dafa am doomu jàngoro bi taxaw ñaw masque yooyu ñaata nit la ko wàll. Moussa na nit yi demee ak nit. autorité yi coow li lu mu bari dama yaakaar ne ñun ñi nga xamante ne suñu xel yi ay xelu kamoon taawal la ñu am loo xam suñu dee ba di ko xalaat war nañ koo xalaat. Moussa ni ma gisee ñuy jaayee masque yi sama xel dalu ci. déet waay. man maa la wax loolu. Moussa. masque boo xam ne ki koy jaay. waaw xaw ma am na ko wala xamu aw ma ko. masque bu ki koy jaay saa yi du xëy na saafoonte lu bëgg a mat 50 personnes. waaw Moussa masque bi dañ koo xëy ñaawee ca marché bi mu def ko ci mbuusam. am ci koo xam ne sax defu ko ci mbuus. daf koo lonk ci bant. jaar ci mbedd mi poussière bi jaar ci mu expliqué nga jël rek takk. wala police bi woo la nga ñëw mooy la bala ngaa dem takk ko Moussa masque boobu fan la jaar. waaw lan la mën a def. Moussa ginnaaw bi nu sante yàlla di ko ñaanaat. ci weer wii nga xamante ne. mun tey ñun ñëpp sunu xel jaxasoo na. wallaay ñun ñëpp amatuñu kenn amatuñu jënd cëslaay. moom rek la ñu yaakaar te moom rek moo fi des. te coow li muy bari moom dong la nag. wallaay. noo ngi koy ñaanaat ci màggam gaa yërmandeem ji. ci weer wi nga xamante ne weeru boppam la. yàlla subhaanahu wa taala dimbale ba génn ci lii. mais Moussa communication bi ma gis ak façon bi ma gis. Moussa du ma ne tëju du ma ne leneen. mais daal dama jàpp ne ku lu njëkk a reer war law reereen. dama jàpp ne réew yi nga xamante dañoo am ay nangam de personnes. ay millions yu génn àdduna. ndax dafa am fu ñu jaar ba amuñu loolu. wala dafa am fu ñu jaar. waaw Moussa aadaay réew du aadaay réew. Moussa man du ma ko sant kenn waxuma ko kenn ku ma woo sax foo nekk dama lay wax ne la na nga fa toog Moussa man lu bëgg ma 2 mois ngi yoo xamante ni dem ma sama kër gisuma sama njaboot kon du ma sant kenn mu dem. jërëjëf mais Moussa. waaw 10 heures jot na nag waaw 10 heures da jot na waaye dama jàpp ne. ndaw lu ne ci biir këram yor jabaram ak doomam. ñu xëy ba jant so. yàlla dogal na añuñu réeruñu ndekkiwuñu. Moussa ku toog palaasam. toog jël sa jëmu nga teg fa. waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf kon bismillah. allo salaamaaleykum Moussa maa ngi déglu sa question laa déglu moo tax dégguma la bu baax. loolu mën ma jëlaat nga ne. waaw dama la doon wax ni Madina Parkh bi nga dëkk xanaa kay am na koo xam ne bu fa waxee ñëpp dinañ ko dégg. mais si leen dëkk man kay si laa dëkk moo tax ma jël sama crédit heure bu nekk dugg si rajo bi di woote. waaw mais si actuellement xam nga yaa ngi ci Ndakaaru mais ñoom ñoo ngi foofu est-ce que amul kenn koo xam ni. moo ngi fa mën a dem dugg wax ak askan wi ci di. maanaam waxtu wax ak yow nii. rajo maa ngi ci penc moom rajo maa ngi ci biir néeg rajo maa ngi ci biir néegi paa ñëpp a ngi déglu. est-ce que. lu leer. kon ban message waaw ci moom la dogee nag waaw ci moom la dogee waaye du ñàkk nag ci kanam incha allah maa ngi ko woon di ñu ñàkk ñu jokkoo quoi pharmacie nationale d'approvisionnement li jëm ci wàllu nag garab gi tamit am na ci solo fii ci Sénégal salaamaaleykum. bonjour El Hadj Moussa Thiam. bonjour. waaw Mbaye Laye moo lay nuyu ah. sëñ Mbaye Laye maa ngi lay fay. El Hadj maa ngi lay ziar di la baal wax. baal nañ la baal ñëw. ak borom xalaat yu rafet yi te baax ak sénégalais yëpp. wallaay sénégalais yëpp baax. donc lii nii bon prévention la xam nga depuis boobu ba léegi ñu ngi wax. mais dafa jàpp ni man damay joxe ñetti leeral la wala ñeent. benn bi mooy mbiru masque yi. mën naa ni am na ñoo xam dañ koy jaay en emballage. dañ koy emballé dañ ko def si toile. am na ñoo xam ne amuñu moyen dem jënd pharmacie. bon yi nekk ci pharmacie yi. mais dama leen di sensibiliser ni leen ku ko si jënd da nga koy jël bu nekkee si emballage nga ñëw def ko si ndox ak saabu. fóot ko ba mu wow. nga passé ak fer microbe bi dee na. du dëgg. waaw mën nga si jënd 5. benn 200 1000 francs mu nekk 5 masques. nga def ko ci mbuus bi boo ñëwee sotti ko ci ndox ak saabu fóot ko ba mu set. nga passé ak fer microbe bi dee na. parce que spécialiste yi loolu la ñu wax. du dëgg. parce que saay waxul dëgg mais yàq na xel l'heure est grave. mën naa lii bu dakkulee confinement total la ñu jëm. parce que amuñu doole Sénégal amul doole boobu. dëgg la boobu ba léegi ñu ngi koy wax. ñu ngi jaajëfal nag président Assemblée nationale Moustapha Niasse. waa Pongu na ba mu dëkk ak Kër Madiabel mu ngi fay def ndimbal yoo xamante ne wane wu ko ci télé. waxu ko ci rajo. yu am solo
Alaaji Moussa. fii kenn du fi dee ak xiif man maa la ko wax. incha allah Sénégal doo gis ku dee ñu ne xiif a ko rey ku dee dañ naan corona moo ko rey. dëgg la foog gars yi gëm seen bopp ñu dimbale ñu si ay waxu ceeb ñun taluñu ceeb. waaw du dëgg. gëm naa ni daal bonne volonté yi ñu ngi def lu baax. man am na koo xam ne dama dëgg ak moom. waaw ay ndimbal lay def te télé ñëwu fa. rajo ñëwu fa. dëgg la mi ngi joxe ay suukar mi ngi joxe kër gu nekk day ñëw rek dugal fa saaku ceeb ak nangam. macha allah demaat beneen kër amul bon engouement. loolu la ñuy soxla. milliardaires yi ñu ngi fi. waaw parce que alal bi ñu yor lan lañ koy doyee. def ko ci banque yi amul njëriñ. ñuy wax nekk ay chef de parti nañuy jënd kenn ku nekk fa nga dëgg. Thiès rek am na leader bu leen mën a jàppale. Kaolack Moustapha Niasse mi ngi fa. fële Mariama Sarr Diomine Diène Farba mi ngi def moom tam ay ndimbal yu am solo. te bon ceeb bi nga xam ne état bi mi ngi koy joxe mooy. li tax mu xaw a yéex mooy bon après Moussa da nga koy certifier parce que boo ko paraxee fii lañ lay nekk di sosal Mansour Faye naan moo jël lii moo jël la te ñun dépassé nañ talatuñ ko sax. mais est-ce que ñu nekk ñu doon di wax ci problème ceeb beeg des trucs comme ça ba feebar bi ñëw nax ñu wër ñun ndomba. waaw looloo tax fan yëpp maa ngi ciy wax nee naa la fii yàgg naa la ne la coow li dina gën a bëri kanam la jëm parce que am na ñoo xamante politique moo dee seen xol. te ñun dépassé nañ mbiru politique. fii léere grave mais teewul tamit ñu leerlu du yàq dara. waaw looloo tax nag Mansour Faye nag da koy def étape par étape parce que bu ko paraxee. te leerul ëllëg daf koy càmbar dañ koy càmbar dafay justifier mu mën ne lii fii la dugg. parce que gis nañ ñoo xamante ni bàjjonu gox yi dañuy xaritoog ñoom. dem benn kër jël fa 5 personnes. léegi bu ñu bindee ñooñu ñëpp kër gu nekk bon 20 kilos saaku ceeb dugg fa léegi ñeneen ñi du ñu am. foog ñu leeral ko étape pare parce que dafa am ay doublon. doublon yooyu la ñu bëgg a dindi. du dëgg. kon daal fii ñu toll nii l'heure est grave. ni ñuy jàppale suñu bopp Abdoulaye Diouf Sarr ñun suñu mbokk la mais mënatuñ ko gis. nelawul guddi nelawul bëccëg. suba ak ngoon président Macky Sall olof danaan jaboot jàmbay mbokkam. président Macky Sall bu wéree Sénégalais yi wéri ñu am jàmm président nelawul yendalatul guddi bëccëg mi ngi ci ordinateur am. lu mu mën mi ngi koy def. mais nag lii bu dakkulee Moussa. confinement total la ñu jëm nag gars yi préparé seen keccax yeeg seen ceeb yi. ñu def ko mais bu dee 20 jours sax. ñu génn ci lii moo gën parce que lii bu continuer nii. du baax de. doo ci mucc du ma ci mucc tax li ngay xeexal da nga koy gis. waaw li ngay xeexal gisoo ko foog ñu jàppale suñu bopp ngir yàlla ñuy dimbale ñu ci politique bi. ba lii passé. dëgg la. voilà mon opinion. jërëjëf Mbaye Laye ci mbir mi kon nag ba tey ndaxte nag askan wi ñooy wax lañ ci xam. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax kooku. Alaaji Moussa maa ngi ziar. ñoo ngi lay dellu ziar soo wàññoon rajo bi dina baax lool. waaw wàññi naa ko. waaw wala nga fekk. léegi baax na. waaw ban tur ngay wuyoo. man la Boy Nder. Boy Nder. gëj naa la dégg. dëgg la kay yow lañu gëj a dégg wala. naka yi tey déwénati. déwénati leen baal ñaax. nga baal maa ko baal naa la yàlla nañu yàlla boole baal. allahumma amiin waay. yal na yàlla def jàmm ci Sénégal yàlla musal ñu ci feebar gi. ba ñu woor ci jàmm ak bismillahi rahmaani rahim di pare ci ak alhamdulilah rabbil alamin. amiin waay. yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla def ndax ci sawru ramadan weer wu sell la weer woo xamante loo fi ñaan yàlla nangu ko. donc na jullit yëpp àndandoo ñaan yàlla defal ñu jàmm ba feebar bi jóge fii ci àdduna bi yëpp. amiin waay allahumma amiin. maintenant dinaa wax ci ñaari xaw ma sa thème bi nag parce que déglu ma woon commencement émission bi. ñoo ngi waxtaan rek ci wàllu maanaam protection yi ñu war a def waa feebar bi toujours rek ndaxte nag ci wàllu protection bi niñ ko war a wéyalee waaye teewul tamit li nga xam ne moo jëm ci wàllu maanaam ñiy résister assistance yi quoi. waaw ba assistance bi sax am na ci solo waaye nag ñiy résister léeg-léeg dogal yi maanaam di contourner yenn yoon yi booy dem di wàll ñeneen ñi des trucs comme ça. waaw man nag dinaa ci wax Alaaji Moussa ci protection yi di wax souvent man depuis chaque jour dama doon def live sama compte Facebook. sensibiliser nit yi. wax nit yi nañuy raxasu ba set nañuy takk masque yi. surtout masque yi aussi nañu xool masque yi nga xamante ni normalisé nañ leen parce que mbedd bi da ngay gis ay nit yu yor ay mbodd masque yoo xamante ni nekkul ci mbuus nekkul ci benn enveloppe. donc loolu aussi saafara bu nar a jur jàngoro la na nekk buñ ko organisé wul. beneen bi ci def aussi encadré vente bi ba nga xamante ni nit yi duñu exagérer ci prix masque bi parce que Sénégal xam nañ ni ñëpp amuñu doole pour jënd masque tout le temps chaque 3 heures de temps wala chaque jour ngay changer masque. maintenant beneen bi ci des aussi mooy coronavirus bi xam nga lëmb na réew bi mais malgré tout nit yi doon feebar ak nit yi doon dem di defi seeni rendez-vous yi tout le temps ñu ngi koy def. waaw.
te dama ci gis cas dañoo xamante ni ay nit yu waroon di am doom ba seen doom ñu ñàkk ci seen doom ndax erreur yi nga xamante ni nit yëpp dañu concentré wu ci coronavirus bi. ndax man cas bu patent la nga xamante ni sama sœur ci boppam moom la affaire bi arrivé ci cas yooyu donc ñuy ñaan médecins yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ci poste de santé yi ak ji district sanitaire yi. ñu bàyyi xel jigéen ñi nga xamante ni dañoo war di def seen visite wala war di am doom. te ñu jël leen normal bay ñu au lieu ñu jël leen normal ñu dem ba ñuy ñàkk seen doom ci négligence. loolu itam bëgg nañu médecins yi bàyyi seen xel ñi doon feebar démb bërki démb te du coronavirus ñoom ñi ngi feebar ba léegi. waaw yeneen xeetu feebar ñi nga xamante ni dañu ay jigéenu ñëwul lu ñu xamante ni war nañ def ay wala war nañ am doom loolu du fi jóg ba ilaa yow mi diini feebar bee fi jóg mais am doom du fi jóg feebar it beneen feebar it du fi jóg. ñi nga xamante ni aussi dañuy brader di état d'urgence bi yoon bi nga xamante ni moom la ñu teg. yaa xayti nañu toog seen kër yi. bañ di défier état. ñu war di jóge dëkk ak dëkk ñëpp am soxla ñun ñoo ngi am soxla war a dem suñu dëkk yi. depuis 2 mois mënuñu fa dem. am nañu possibilité pour dem fa mais fi mu ne nii mooy loolu. nañu toog ku nekk fa nga nekk ndax lu ko mooy lu ne. di nga am feebar bi xam nga feebar bi li ci doy Alaaji Moussa. mooy nit mën na ko am te manifestation yi doon am Chine amul ñun. waaw c'est vrai maanaam du am ay nit yuy sëqat yu métti yooyu yaram bu tàng. nit mën na ko am pendant 1 semaine te du manifesté wu. dëgg la. donc kooku bu ko amee di yor tànkam fu ko neex mu dem takkul masque deful dara wala téeméeri nit. kooku dafa doy waar ndax ñun Sénégal amuñu ay machine réanimation yu doy yàlla mu ngi ñuy suturaal ba ay benn cas ñaari cas réanimation nga fiy dégg. dëgg la waaw ñu ngi sant nit yi nañu toog seen kër état du Sénégal na jël mesures yi. képp koo xamante ni def na naka sudul noonu. ñu teg la ci yoon. dëgg la. loi dafa metti mais la loi c'est la loi. ah oui. waaw ku teg di yoon ñu teg la ci yoon. lu ñu laaj nag ñu teg la ko. léegi. beneen volet bi may daanelee. mooy ci wàllu ndimbal bi. waaw ndax ndimbal bi saafara noor bi ndaw lay nekk parce que bëri na dëkk yoo xamante ni. ñu ngi arrêté seen i activité dëkku àll yi dañu waroon di dem bay waroon di dem di jaay nga xamante ni li ñuy bayee moom la ñuy dem jébbu ci marché yi jaay ka marché yi bu ñu ko tëjee fi mu ne mënatuñu def dara. waaw donc état du Sénégal nag gaaw ci ñooñu. waaw mu commencé ci ñooñu nga xam ni daanaka léeg-léeg tamit ñoo gën a am jafe-jafe te ñooñu seen i déplacement da la war a njëkk a freiner. non je te dis boo demee ñun suñu côté Waalo Gole amatul benn activité baykat yi nga xamante ni ñoom ñi ngi daan bay di dem ci marché Kër Momar Sarr marché ñii ci ak yeneen luuma yi mënatuñu dem fenn. te ba léegi may wax ak yow nii nee nañu benn pepp ceeb wala benn pepp ndimbal duggagul foofu ci ñoom. te bu àggee ci ñoom itam nañ ko jox sous-préfet yi ak préfet yi ñu bañ ko jox mairie yi. parce que mairie yi ay coloration politique la ñuy def commencé nañ ko ñoom ci seen bopp depuis le début. ñi ngi gis ay maire yoo xamante ne ñi ngi jël ndimbal bi wala jël benn affaire def ci seen photo wala di ci publicité. na maire yi def comme Barthélémy Dias di dimbali nii bañ xool fii la bokk wala kee fee la bokk nañu dimbali nii. et puis dimbal boobu du nekkul nañu leen di dimbali ñuy gërëm maire yi de. xaalisu Sénégalais yi suñu impôt yi la ak cotisation personne de bonne volonté yi. ñu dajale xaalis boobu jox ko président Macky Sall pour ñu séddale ko askan bi. waruñu remercier kenn c'est notre propre argent. nañ ko jël ñëpp Sénégal yëpp gis seen bopp te ñu gaawantu. confiné Sénégal yëpp 20 jours maximum feebar bi jóge fi ñu continuer dox suñu yite. lu ko mooy dinañu lora. jërëjëf Boy Der. yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla làq fa yàgg aqul. amiin amiin yàlla nañu yàlla defal xéewal ci barke Seydina Mohamed. jërëjëf salaam ñoo ngi lay gërëm la sant Boy Der ñu jël keneen ci ligne bi très rapidement ci 88 628 98 80 salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw Moussa. Ousmane. Gula Fan nee na. ñu ngi lay nuyu. ñu lay mosoo di la ziar. jërëjëf. waaw dina wax ni waaw comme li ñu wax rek léeg-léeg grave. waaw. Moussa. dara wóoratul. blague à part quoi. mais c'est vrai que ni dara wóoratul ñu ngi ci dem mais tamit gaa war nañ taxaw tuuti. ñu xool le côté positif. sawar bi mu amee léegi liñ ciy dégg lépp. waaw. ñun Sénégal touche du bois yàlla ñu ciy suturaal. alhamdulilah. c'est vrai que ni ñu ngi wax ay 7 morts te soo xoolee bi mu commencé ak léegi. dépistage yi ni mu demee. ak moyens yi ñu mettre à disposition. ak peuple bi ñu am. parce que peuple bi des fois nit ñi foog doole leen di ko xam nga man damay dégg léegi ñuy wax médecins yi c'est vrai war nañ leen jaajëfal war nañ leen taragal. mais administration li ko dalee le ministre le chef de l'État
ak ñi ko wër. pour man sama analyse bu gàtt. gis nga suñu defee li peuple bi def leen war ñoom. du ñu am sax lu ñu tiit. Moussa regarde le peuple qui est par exemple dañ lay wax ni peuple bu jeune la ñu am. ñi nga xam ne amul ay moyens sont dañu pauvre à la limite. mais ñu ngi góorgóorlu ñu ngi muñ avec mesure yi ñu leen teg yëpp. avec li ñu leen teg yëpp ñu ngi koy accepter. quel qu'en soit bàyyi leen seen liggéey ñu bàyyi toog leen ñi mën a toog ñu ngi toogagum ak su néew. mais ñi yor aide yi ñi yor ndimbal bi est-ce que ñoom ñu ngi koy def. cooli foofu la. xam nga c'est bien beau nga toog sa kër naan nit ñi nangam Moussa xoolal man je fais le tour de Dakar 2 à 3 fois par jour. waaw. damay gis ay xale yam 2 ans yu takk masque damay dugg ci koñ ci banlieue bi fu ma dëkk. ñu takk masque. ça change les habitudes waaw. kon ñooñu ñu ngi góorgóorlu. te pourtant aide bi ñëwagul. xoolal ci moment bi ñu toll nii avec les musulmans sacrifice yi ñu def. waaw. mais est-ce que de l'autre côté mu ngi ñëw ñu ngi leen di dimbali. non ku nekk na def li mu war a def. dëgg la nañ bàyyi gërëmaate yi ñu teg ko de côté tollu ñu foofu. yegguñu foofu. quand on parle l'heure est grave dañ débourser benn force teg ay nit teg benn management ñu war a diligenter loolu lu mu gën a gaaw nag mu gën a baax. waa jàng la ko wax léegi am nañu fi toog 2 mois demaguñu seen kër mais am na ñoo xam ne mënoo leen téye Moussa mënoo leen maîtriser. parce que ils vivent au jour le jour à la minute ñun souffrance bi ñu dal coow li ñu dal yow mi toog naan xiif du rey kenn xiif mos sa rey kenn. mais li ngay ragal mooy lu tuuti li nga bàyyi sa kër. njaboot bi nga bàyyi sa kër. le père de famille se sacrifie. dañuy xëy seen kër ndekki sax dañ ko def. absolument du daw di wuti. mais kooku buy ragal du moom boppam moo tax muy wax. dëgg la. li mu bàyyi ginnaaw la. loolu tax li ñuy wax ndimbal gi non ñi ko war a diligenter. lii am na ba pare def nañ seen i ba maîtriser ceeb bi maîtriser dund bi yëpp loolu taxoon au début les gens doon wax na ci armée bi dugg. waaw parce que quoi qu'on puisse dire am nañ logistique bi am nañ rigueur bi te xam nañ fi ñu war a dem. d'accord te tey. xam nga tey ci suba sànq rek damay déglu le jeune sénégalais le jeune étudiant rebond yu ñu defar. waaw lépp pour wax la le jeune sénégalais. sénégalais amul problème. léegi nit ñi dañuy wax des fois naan. Sénégal dafa impoli dafa réew dafa def nii non. le Sénégalais da nga koy mettre ci condition optimale laa wax de yu tuuti rek. mu réussir yu tuuti rek mu réussir mais nañ jël le maximum possible ci force de défense et de sécurité ñu jox leen ko ñu yeggale ko am nga couvre-feu mais moyen la bu yomb pour mu distribution bi dem. moyen bu yomb bu facile et suñu ko ñu associer si les gens et puis ñu bàyyi. associé ci tout le monde comme je dis tout le temps rek. xeex la on est dans une guerre on est dans une bataille. il faut que ni force yi ni ñu gën a associé ni ñu gën a uniroo rek. d'accord ñu daan. jërëjëf et puis on voit aussi le côté positif ñu bañ a nekk alarme. c'est vrai bon ba ñu yóbbu nit ñi parce que début bi. dimbali ma tuuti rek xam nga début bi man dafa am benn phase. ñuy dégg ci président. moo wax ni faut pas ñu céder à la psychose. waaw. il faut pas ñu tiital nit ñi aussi. waaw mais justement war ñu toll foofu mais l'essentiel c'est de porter la bonne information nit ñi xam lii moo fi nekk comme ça ku nekk mën a jël matukaay bi. loolu la am na auditeur bi mu précédé xam nga tey par exemple on dit que ni information yëpp daa tourné autour du Covid. waaye pourquoi pas ne pas mobiliser toutes les chaînes privées nationales. ñu parle ci information bi. ñu bañ a am sax yenn débat yi. waaw ça aide. mais c'est ce qu'on est en train de faire parce que aussi rajo yeeg presse yëpp ñoo ngi ciy jàpp bu baax a baax ndaxte nag wax dëgg yàlla ci déjà sax ils informent mais tamit communication bu bëri tamit ça passe déjà. ça tue waaw l'information. waaw loolu tax man je fais le tour damay gis les gens am na ñoo xam ne ci côté yi may dem ci secteur yi il faut que ma may réticent. mais justement est-ce que ce sont seulement les organes médias mi la ñu war a utiliser est-ce que waruñoo dem tamit si à la base gën a wax ak ñoom donc boo xam ni wax dëgg yàlla interactivité bi day gën a am doole ak ñoom ndaxte nit ñi tamit ñu xam réellement fu ñu war a mën a taxaw. mais lan laa lay wax léegi la tax man la au début bi ñuy wax soxla yaa 2-3 émissions da nga ne woon nañ ci associer les enseignants. jërëjëf les étudiants. voilà pour que ni ñu ñëw en appoint. pour communication c'est vrai merci beaucoup. xam nga yooyu yëpp mooy la mobilisation des forces. fu mu mën a jógee rek. nu nit ñi mobiliser nu nit ñi informer. mais tey les gens am na ñoo xam ne aussi ils sont informés y a des gens yoo xam ne mooy li ma lay wax sànq on est un peuple boo xam ne
jërëjëf dafa des. waaw jërëjëf sëñ Ousmane waaw merci moom macha allah bu commencé waaw ñuy jëkki ci ligne bi allo. waaw suñu ñëw na. ñoo ngi sant ku baax. alhamdulilah tur beeg fu ñu woowee. alhamdulilah maa ngi woowee fii commune Ndiélo ci village bu ñu naan Kii Wolof. village bi. Kii Wolof Mbaye Dione Mbaye Dione. ah d'accord jërëjëf sëñ bi. waaw xam nga sëñ bi. waaw. waaw xam ne man vraiment man defal man vraiment man doy. waaw kooku di waaw bëggoon noox lool soxlaam waaye nag ligne bi xaw a cate tuuti ñu jël kenn ci ligne bi salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw na ngeen def. ñu ngi sant yàlla jaratu. ñu ngi ziar di bàll ñëpp ak ci koor bi bon man li ma doon wax ci cas communautaire la. tur bi mën nañu ko xam présidente association de consommateurs. ah d'accord na nga def soxna Jamt. ñoo ngi sant Baro. bon man li ma doon wax mooy cas communautaire yi. cas communautaire yi booy xool li koy gën a indi. transport bi ci la. waaw. pourquoi ci la gis nga ministre Oumar Youm dafa def erreur bu rëy. gis nga bu njëkk ba bi muy wootee bi mu njëkkee génn. waaw. bi muy def conférence de presse. ci ministère de la santé. pour dakkal yenn moyens de transport yi. période boobu warul woon xaajale. waaw parce que Covid 19 coronavirus xamul clandestin xamul légal. ñëpp la waroon woo war gayndeek tataak ñëpp. Jakarta bu yëg ci passé nag. mu jéem a yóbbu ñooñu ñu ñuy def ba régulariser. waay noonu la waroon def. parce que tere na woon. tere na woon ñi nekk ci clandestinité. mais dañ doon jël yeneen voie. waaw ñu ngi dugg ci koñ ñi di transporter. man mii bu ma amul oto. damay woo koo xam ne mën na maa yóbbu. waaw man en personne. donc foofu la defee erreur bu rëy deuxième erreur bi ñu ngi topp transport marché ceeb bi ñu koy yóbbu ñu koy indi ñii 1 milliard ñii 6 milliards ba fàtte problème d'hygiène bi. les mesures barrières. tey instant bi ñu taxaw nii. waaw DG Dem Dikk Moussa Diop. directeur CETUD. docteur Ibrahima Aw. waaw Cheikh Omar Gaye di transport terrestre. tey li doon seen rôle mooy ñu jéem gis nga pompe pulvérisateur yooyu borom tool yi wala. waaw kii di yor nu mu koyoti. waay service d'hygiène di yor. service d'hygiène oui. garage bu ne war na ko am. ñu def ci dose bu mat ak eau de javel. noonu la Chine combattre. oto bu déparé mënul def temps. ci circuit bu demee aller. bu ñëwee ñu pompé ko. ñu tëj ko 30 minutes. ñu ubbi verre yi. waaw le temps que muy yabaat. oto yëpp nag muy clando. muy tata muy dem dikk muy particulier. waay nañu xool loolu. mais loolu ça s'organise sur le plan formel ñi nga xam ne organisé wu nañu mais transport bi dafa bëri pëcc xoo ba tellement que tamit ñi nga xam ne ñoo ngi. mënuñu organisé même bu ñuy woo sax dañu woo ñu bàyyi ñi. waaw waaw. boo woo ñëpp ngay woo. même bu ñu wooree ñëw sax dañuy xool yaa ma neex Covid 19 xamul yaa ma neex. dëgg la waaw. xamul yow laa far xamul état xamul gouvernement xamul kenn tout le monde. mais kon 16 millions suñu la déggee madame Amina Baro. bu passé nag ñu doog a xool mais tant que lii ñuy def. bu njëkk ba pour yeneen programme yi daan am c'est différent lii c'est la première fois muy am. waaw tant que bàyyiwuñu loolu. ba pare da ngay gis ñi doon sensibiliser bu njëkk ñu xamee leen ci terrain. ñu si ëpp dañ leen bàyyi. dañ leen def aadaat ñu doon jëli yaa man gisatuñu leen parce que waaw gisatuñu leen ndaxte ñu. ba pare conseil de quartier yi ñu wax. mais laajal Sénégal moo xam ñaata conseil de quartier moo am. mais conseil de quartier démembrement collectivité locale. ak mairie la plupart du temps. ñoom ñoo ko créé. waaw. am na quartier yoo xam ne gisuñu nit. waaw c'est bizarre. yow te Sénégal dafa bëri si nan ngay xamee kii am na wala amul. Sénégal dafa mën a saggu. ma wax la benn exemple man gis naa benn commerçant chaque jour lu mu daan jaay ëpp na 500000 ba 1 million. ñu ngi yor lu ma 10 surga lu mu leen di fay ku nekk jege na 100000 francs. léegi bu jaayul pendant 20 jours wala 30 jours. te mu war a dundal ñoo war a yóbbante seen kooku vulnérable. waaw. kookoo gën a vulnérable. absolument parce que dafa am ay charge te si njaay moom la doon dundal këram. fay ay nitam def yëpp léegi amatul loolu te dafa war a jox ñoo ñëw bu seen dëkk. donc nañu xool affaire c'est pour les 16 millions d'habitants 16 millions d'usagers waaw ay personnes vulnérables non vulnérables dugal bu nit ki soxla mais dina delloo. jërëjëf. wala mu ne la baax na wala mu xool ko vulnérable ci koñ mu sax ko wala mu yóbbu ko ay taalibe. dëgg la. donc loolu laa amoon na may wax. jox na jërëjëf soxna Aminata Baro moom tamit di yëngatu ci loolu ci ñu dégtal ni daal di ko waxtaan wi.
émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp voilà pharmacie nationale d'approvisionnement bi leen baax émission bi kon nag incha allah du ñàkk si kanam dinañ jël directrice bi ci wàllu nag situation garab yi ak tamit li nga xam ni mooy France jégaloon na ko ci ndogal nii daal maanaam pay tugal yi seen garab yi daal ñoom dañ ko gën a yittewoo te ñoomee nga xam ne nag ñoo fi ne ñoom ñooy liññeemtu loolu lépp pour nag dimbali askan wi ñu mën a am garab ñu mu gën a jàppandee ak service rawatina ci wàllu masque yeeg ak yeneen yi nga xam ni jumtukaay yi ñuy yittewoo la jamono ji lool. si kanam tuuti incha allah du ñàkk ñu jokkoo ak moom ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku. Ansoumana Dione. Ansoumana waaw. Moussa da nga def waaye. maa ngi lay jaar sëñ Ansoumana. Moussa maa ngi wootee. waaw. ngir soññ njiitu réew bi président Macky Sall. waaw. si ñi amee feebaru xel nekk ci mbedd mi taxawaalu. waaw. jëm ci feebar bi ñuy wax Covid 19. boobu ba léegi maa ngi leen di artu. taalibe yi ci mbedd mi ñi amee feebaru xel ne si mbedd bi ñoom rek mun nañoo wasaare feebar bi ci réew mi maa ngi nii ministère de la santé fi may wax nii maa ngi nii ministère de la santé tey samedi la waaw waaye dama ñëw pour gis Abdoulaye Diouf Sarr ñu parce que jot nañoo liggéey ci benn document yoo xam ni man ak DG action sociale docteur Aram Top depuis le samedi 11 avril ba tey jii le 25 avril mbir mi dafa jàmp waaw donc fi na ci mbedd mi bul leen jëlul ci mbedd mi musiba la te dafa mel ni nag kilifa yi nekk fii ci ministère de la santé donc yor mbir wér-gu-yaram mesuré wu ñu ampleur bi Abdoulaye Diouf Sarr am na yéene jàppale ma yéene gu ma sëkk waaye ay technicien dafa mel ni ay technicien ñoom ñooy indi ay jafe-jafe waaw mais yow na nga fas yéene maanaam jëlee ci ñi amee feebaru xel ci mbedd mi dañu leen war a yóbbu suñu kër gi ci Kaolack ñii ci mbedd mi ñu leen di toppatoo di leen jox ji lekk parce que ci période couvre-feu bi ñoom dañuy sonn mooy ñi nga xam ne seen mbokk mënuñu leen a maîtriser ma ñëwee ci mbedd mi mooy les malades errants ñi nga xam ne ci mbedd bi dëkk Sénégal gi te lim toll na fi ñetti junni ñoom ñëpp ñi ngi ci mbedd mi taxawaalu est-ce que allo waaw mais ci kaw loolu da nga amul jàppandal di autorités yi wala maanaam mbir mi autorités yi ñoom ñoo farluwul ñoom ñoo doxul ful la suñu programme bi nga xam te ne ñun rek ñoo ko mën a doxal parce que ministère de la santé mënul pour jël ñu amee feebaru xel ci mbedd mi mais suñu kuréel gi di asam moo ko mën nit ne su mënee dara mën ko def am yéene def ko dañ koy encouragé dañ ko ci dimbalee ministère de la santé dañuy wax accompagnement boobu moom mooy yéex moo tax may wax président Macky Sall na jël ay responsabilité ci mbir mi waaw Macky Sall na jël ay responsabilité am moom la ñu dénk réew mi Abdoulaye Diouf Sarr na jël ay responsabilité am réew mi dafa toll ci guerre nag bu ñu ci tolloo am na yenn yoo xam ne yaa jël sa matuwaay waaw maa ngi nii samedi la ñu nekk ci weeru koor ma bàyyi sama njaboot ñëw fii ci ministère de la santé ngir rek dimbali askan wi waaye nag dafay jaadu Abdoulaye Diouf Sarr ci boppam déglu ma pour que liggéey bi ñu mën koo doxal comme ni ñu ko doxalee ngir kaarange askan bi parce que benn dof rek bu amee feebaru corona bi mooy musiba la ci askan wi mais Ansoumana est-ce que ñi nga xam ni maanaam ñi amee feebaru xel ak seen i wéyjur wala seen i famille yaa ngi am jokkoo di am ak ñoom link di leen informer wala di ànd ak ñoom pour ñu récupérer tamit seen i ñoom déedéet loolu ñun lay suñu programme ñun gis nga Moussa accident su amee kenn du laaj ana mbokk yi waaw dañ koy secourir ñun ne ci mbedd bi ñun lay suñu njaboot ñun ñooy njabootee waaw ñun asam ñooy seen bàyyi ñooy seen yaay dëgg la ñun ñoo war a jël en charge mais nag loolu dafay fekk état bi dimbali ñu ci loolu maa ngi nii ministère de la santé et de l'action sociale depuis ci suba jóge Tëngéej ñëw Dakar d'accord il faut ñu jàppale ci liggéey bi d'accord incha allah rabbi ma ciy woo Abdoulaye Diouf Sarr ma ko ciy woo Abdoulaye Diouf Sarr pour que mu dimbali ñu ci boo ci liggéey boobu noonu jërëjëf Ansoumana merci beaucoup Moussa waaw dégg nga moom tamit ñi nga xam ni ay ñi nga xam ne ñoom feebar tamit xel nekk ci mbedd mi moom tamit lu ko yittil la moo ci def jéego yooyu yëpp salaamaaleykum waaleykum salaam ku baax na nga def ñu ngi leen di siyaar bu baax waaye dana nañ la siyaar tur bi ak fu ñu woowee
Babacar maa ngi lay woo bitim réew Amérique. bisimilah sëñ Babacar na ngeen dëkkee ak mbas meeg confinement bi foofu. waaw moom comme ni nga ko waxee rek moom daanaka ca tàmbali ba léegi rek toog sa kër. masa leen lu lool. jël say matukaay. waaw moom yaa ngi ci dëkk bi di jël say matukaay baax waaye sa xel tamit mu nga bitim réew ndax wala say njaboot nekk. dëgg la wala say waajur lépp nag. moom li ñuy ñaanee suñu borom jële ko ci réew mi noonu la ñuy ñaanee suñu borom jële ko ci réew ma ak àdduna si yëpp daal. amiin waay. ci barke weeru koor wi ñu nekk. mbir la moo xamante ni nag lu jërë jàngat la ci njiit. ndax njiit suñu borom da koo jox responsable boo xam ne. ba pare na ko nag ëllëg dinaa la laaj. parce que lii nga xamante ni moo xew ci àdduna bi dafa am ci réew mu xew te avant muy jóge ci réew moom. am na foo daan weer ak lu topp. yeneen réew yëpp di ko gis. di ko négliger bañ see aar seeni waa réew. ma jël lu mel ni fii may wootee rek ñu ngi réew mu Sénégal. waaw nga xam ñoom mun ngaa wax ne am na ñaari weer wala ñetti weer ñu leen di avertir. ñu gis ne lii. waaw ñu gis ne lii. musiba la ba seeni doom ya nekk foofu. dañ leen jëli nguur gi jiite ne déedéet buñ leen jëli parce que feebar bi dafa nekk feebar boo xam ne daa gaaw a wàllaat. te kon jëlee leen di leen indi wóoru. kon loolu boo ko xamee da nga war a jël say matukaay bu baax a baax ba nga xamante ni ñooy jóge ci yeneen réew yoo ko am comme que ne nga say doomu réew duñ ñëw. ñooy jóge ci yeneen réew di ko am. buñ ñëwee nga jël say matukaay yu mat sëkk ba nga xamante ni duñ ko fi dugal. très bien mais fu mu ne nii étape boobu tax ti moo ngi fii suñu biir ba léegi fu mu ne nii kay lan mooy mbir mi li ñuy wax rek dugg nañu si saako yi jàkkaarloog moom rek moo fi des nan nag la ñu war a mën a def ak moom fu mu ne nii kay moom ñoo ngi ci géew bi ak moom ba léegi. waaw ñu yóbbu ko ci saako yi wala mu yóbbu ñu ci saako yi. waaw xam nga fi mu toll nii askan wi ñoom. dañu na tooñ parce que lu tax moyens yi moo fi nekkul. te mbir mi dafa laaj moyen pour xeex ko. mbir mi dafa laaj est-ce que laaj dëgg-dëgg moyen waaye tamit lii nga xam ne moo di engagement communautaire et responsabilité individuelle bi ñuy wax ci nit ki. waaw xam nga loolu booy xool réew yi am doole moyens yi ma lay wax mooy li ñuy def mooy. jëm laa téye sa kër. ñu ngi téye sa kër loo xamante ni xëy na dina mot fukki fan ak juróom. jëm weer xëy na bu boobaa danañ képp ku ko am rek. mën nañ laa gis. même bu ñu am 100% yi mën nañoo am 80%. jërëjëf. bu ko defee 80% yooyu ñu mën leen a téye. loolu nag lan moo leen koy may mooy moyens yi ma la wax ndax ñi nga toogloo sa kër dafa am lu ñu lay jox pour nga toog. mais bu fekkee ne moyens yooyu yow nekkul sa réew da nga war a jël say matukaay. léegi nag ñun situation boobu lañ nekk ñëw na ci dëkk bi. léegi nag lan la ñuy def ba téye nit ñi benn barab boo xam ne lu mu dee bu motee fukki fan ak juróom. bu ko defee presque 80% yi ko am danañ leen gis. très bien. mais nag ba léegi loolu suñu njiit dañ koy daw parce que lu tax ñu koy daw. ñooñu buñ leen gisee naka lañ leen di toppatoowee. ba léegi loolu fi mu toll nii dañ koy daw situation bi nga tey nombre bii ñu génn tey ci bi ñuy seet ñan ñoo ko am saytu bi. lii nii bañ ko waree def du tey. waaw mais lépp lu tax ñu koy yéexal. mooy que ne buñ gisee nit ñi gis naka lañ leen di toppatoowee nu ñu leen di téye. ba léegi moyen bi ma la wax dil ci waat baaral mbir mi ba am moyen door ko mi waaw borom kër de moom léeg-léeg bu amul dépense dina naxtaan ak këram ndax ba xel yi dal ba pare mu door a waaw gis nga même dund bi xam nga lu tax ñu téye ko ba léegi ñàkki moyen moo tax ñu téye ko fu ñu toll nii bala ñu ko dem déet waaye ñàkki moyen tey nee nañu xaalis bee ngi fii booba léegi xoolal danañ xaar ba weer bi dee diggante le 29 jëm le 1er lañ koy commencé séddale daal di koy dàkk ci weer boobu waaw parce que ñoom muy weeru koor foofu lañ ko nag ñoom nag nañ ko bu yàgg ka ne lii du commencé avril xam nañ ko bañ koy commencé d'accord xam nañu du commencé avril fin avril lañ koy commencé daal di jël weer boobu yëpp mu tombe ak weeru koor waaw parce que 1 mois la ñuy jox nit ñi ndimbal du benn weer dëgg la mën na waaw d'accord ñoom dinañ si indi leeral parce que ñoom tamit yaa ngi wax si seen place mais ñu on va voir parce que ñoom si lu ñu wax ñoom nee nañu daal mbir mi boobu dinañ ko tàmbali nu mu gën a gaay te am na bërëb yoo xam ni commencé nañ ko fa semaine prochaine lañ koy commencé incha allah non gis nga Mansour Faye bi muy wax fukki fan juróom la wax ne moom la ko président may te boo nattee jour bi muy wax
dëgg la fan ak juróom yi day tombeeg date bii ma la wax. waaw parce que boobu ak léegi mu ngi war a am semaine de. léegi nag gis nga ba léegi maa ngi lay indiwaat ci li ma lay wax ne la ñàkk yi moyen boo amul ci moyen da ngay jël seen matukaay ca départ. waaw. moo ñu jural lii lépp ñu am nii tey. mais fu mu ne nii sëñ bi dañuy def projection dañoo war a avancer fu mu ne nii si ginnaaw moom moo war mënuñu fa waxaat ndaxte fu mu ne nii mbir mee ngi fii suñu kanam nan la ñu war a def ba situation bi réglé wu foofu lañ toll sëñ Babacar. waaw mais li koy réglé mooy benn jël say matukaay ci aar sa bopp mooy masque. wala muy gaa. waaw d'accord masque gaa ak produit bi nga xamante ni da nga koy def say loxo. jërëjëf sëñ Babacar ñu mën a jël ñeneen ci ligne bi. ba pare toog sa kër. jërëjëf sëñ Babacar ñu ngi lay gërëm di la sant ci moom mi wootee ci Amérique. voilà ñu jël kii ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Moussa Thiam Sarr. Thiam bi yàgg naa laa bëgg a dab si Sud FM. Thiam. Barka Diop Sarr. Sarr Thiam sax moo Thiam Sarr sax moo dàq. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla li yow sama xol tedd na surtout si débarrassé weeru koor bi ma am sama kal. wax dëgg yàlla yow kay fu mu ne nii da nga am problème weer bi feeñ na de foog nga woor. amul lay de. mais El Hadj Moussa. naam Sarr. man de yéen laay wax yéen nelawu leen quoi yéen moom Sud FM. waaw groupe Sud FM moom. waaw ñëpp xam nañ ne nelawuñu moom. ndeysaan. waaw si Baye Omar. waaw ndeysaan. Ndeye Khady Diop. waaw. si Marie Rosalie. si Abdou Aziz Coulibaly si Sidi Gueye si ñoom Socé si ñoom Alassane Wade si ñoom Pape. si Papa Dieye. kenn nelawul Sud FM. waay. yàq bañ ngeen ko ba da ngeen a changé seen émission lépp def ko corona. waaw. lii communication bi bu demee bañ koy wax tey Nicolas Massoor na koy wax. avant. si vous rappelez mu ni ñoom dañoo war di génn di communiquer ak nit ñi. waay. si Sud FM la njëkk a jaar. kon corona bu ñuy wax Sud FM la ñuy wax grâce à Sud FM ñun nekkuñu fii di tagg kenn quoi. dëgg la li ñu gis la ñuy wax. dëgg la instant bi du instant ministre buy nelaw ak bu nelawul. ministre bi moo gën a xam ne day nelaw si ay clim. wala c'est son garde du corps. ah non y a des choses ça ne se dit pas à ce moment quoi. dëgg la waaw. dañu xam ne rajo bi ay kilifa koy déglu. waaw. fii laa réclamé ne Tivaouane y a problème même pas Tivaouane Thiès xam nga Tivaouane la bokk. dëgg la waaw. Thiès région de Tivaouane la bokk. non Tivaouane moo bokk si Thiès. man Tivaouane moo bokk si Thiès koor gi teel na laa jàpp de. waaw xam nga rek des fois booy wax kilifa yi dina dégg da ngay xaw a sax. dëgg la mais ñu bëgg a xam ne kilifa yi dañuy déglu rajo bi donc buñ siy wax rek nañ si wax lu am important. loolu wax dëgg la. waaw lu am important. dëgg la walaay walaay. te ndimbal li bu dee day tamit war na dem. ñi ko soxla. te lii lépp pour man jafe-jafe la woon bu nit ñi am nañ xel ñu ngi koy wax. dëgg la lii yëpp mënoon nañ koy mbaq si nuñ ko mën a yónnee sans sonal suñu tali yi. waaw. parce que camions yi yàpp nañ te dañ koy def en cargo. waaw waaw. ay lu mat ay 20 camions nga dajale leen. tali yi de 1 yaa ngi leen di yàq. oto yi léegi benn baaxatul oto yi màggatoon yi léegi ñooy moom la ñuy forcé di yóbbu. chargement yi nga xam ne léegi oto yu baax yëpp état bi jël na ko yu bon yi ñoo nekk di paan ci yoonu àllkaay bi. d'accord Sarr bu ñu jógee si waxu ceeb bi nag yow ceeb bi rek nga wax mais fu mu ne nii ci wàllu ni ñu gën a mën a taxawoo ndaxte nag est-ce que ceeb bi ñu xaw ñoo nax tuuti bon nag mbir mi di commencer di law nit ñi xaw koo fuyu fu mu ne nii nag mu ne kët ñu jonn nag doon bomb boo xam ni pour ñu maîtriser ko jafe-jafe la ndaxte ñoo ngi wax déjà ci commerçant yi ñoo ngi wax ci ñeneen ñi nga xam wax dëgg yàlla c'est des personnes vulnérables. mooy El Hadj Moussa mooy cuune gi état bi cuune rek. parce que bu ñoom ñoo ko njëkk a def. ñoom ñoo njëkk a rassembler les commerçants. au début. pour jox leen ay marché ñi te commerçant yi ay transporteurs lañ. am nañ ay camions ñu woo leen ay Dakar ñu dajaloo foofu ba ñu am si ñun benn cas transport commerçant à Louga bu ñëpp xam donc ñoom. ba léegi ñun ñoo ngi liñ ñu wax lépp ñun ñu ngi koy def waaw man lu may def lu nekk Sud FM moo tax ma koy def fi ma nekk nii xam nañ li may def tey yàlla tax ndax Sud FM quoi. dëgg la jërëjëf. waaw du lu ñuy damoo quoi mais état bi dafa war a gaaw dafa war a dimbali askan wi. comme ñu ngi ñuy forcer ñuy takk masque war nañu fu ñuy taxaw fu nekk boo ñëwee
am sa soxla xamoo ne woon fii boo fi ñëwee boo takkul masque doo dugg ñu jox la ko gratuitement. mais justement aussi takk masque yi am na solo waaye tamit léeg-léeg ci bërëb yi ñuy jëndee mburu tant que da nga kaa bëgg ba léegi da ngay gis ci boulangerie yi saareen yi nu ñu fay rangee moom day jéggi dayoo wala ñeneen ak ñeneen est-ce que ñoom tamit waru ñoo recruter ay personnes yoo xam ne ñooy organiser nit ñi bañ a bàyyi nit ñi rek si seen i coobare bopp. matukaay yi moo doyul boulangerie yi avant mënuñu woon a satisfaire nit ñi ci mburu vraiment boulangerie yi mënuñu woon a satisfaire ak seen kees yëpp ak boutique yéeg yëpp mënuñu woon a satisfaire léegi bu ñu demee ba def loolu ñoom it état daa war a am ndimbal d'accord ñoom dañ ñoo war a accompagner ci fépp man damay gis tubaab yi ni ñuy xeexee corona Alaaji Moussa ñoo ngi génn seen appartement yi di ko jox médecin yi waaw ñu ngi subventionné kenn fayatul location ñu ngi jël ndimbal yi direct di ko jox médecin yi mais fii da ngay jël ndimbal jox ko gouverneur pour ëllëg quoi yaa ngi def benn chantage d'accord yaa ngi def loo xam ne ëllëg da nga ci xaaraat benn récompense commerçant lu ko dañ maa woon ne ma barke danoo bëggoon a yóbbu ndimbal ñu doon laaj sa xalaat fu ñuy jaar ñu yóbbu ko gouverneur wala ñu damay wax rajo laay wax ñu yóbbu ko gouverneur wala ñu yóbbu ko fan nan la ñuy def man leen jël leen ko ngeen jox ko askan wi waaw ñoo ko gën a soxla depuis ñuy leen di jox ndimbal gisagoo benn gouverneur bu yëkkati benn ordre de javel di ko séddale amul waaw te maa ngi coupé maa ngi bëgg a yàggal sëñ Moussa yéen ñëpp kenn mënu ko wax mais jërë ngeen jëf ci FM jërë ngeen jëf techniciens yi technicien sax amul ci FM quoi ay régisseurs d'antenne la war a wax d'antenne waaw c'est des régisseurs d'antenne macha allah waay merci Alaaji jërëjëf Seydina waaw jërëjëf ñoo ngi lay gërëm sant waaw ci intervention bi ñu jël ñeneen ci ligne bi waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax na nga def sëñ Lamine Mbaye waaw ñoo ngi lay bàyyi xel. sëñ Moussa naka moom. sant yàlla tabaarkalla. Amar la alhamdulilah sëñ Amar bi. waaw Moussa. est-ce que boulangerie yi li ci nar a xew gars yi xam nañ ko. ah man de léeg-léeg ñu envoyé ma ay photo yoo xam ne damay tiit. non parce que démb am na moitié yu woor yu ay nit yoo xam ne am na ñu woor daal Sénégal benn parti bu woor. mais man li ma gis yéeme na. wallahi fii ci Scat Urbam romb naa fi boulangerie boobu ñi ko rang dañu dem ba tourner koñ bi dugg ci beneen koñ bi. mais dama xamul nag état bi moom am na ñu koy xoolal. di ko rendre compte wala déet parce que plus de 1 mois. waaw ñu tëj boutique yi jaayatuñu pain xanaa bu ñu doon defar ay casque di ko commandé jidda sax ñëw na. ah waaw. te ouvrier ñàkkul Sénégal xanaa ñu mën a liggéey casque yi ñu ngi fi liggéey amul nit ñi xëy tegale seen loxo yi amul liggéeyuñu. mais vraiment ñoom tam askan bi nañ leen dimbali tuuti bu ñu leen toogloo. waaw te pain ba ci boulangerie ba. leneen. yeneen heure ñu ngi tëj marché yi bàyyi ay centre commercial ñuy def lu leen neex seen rang yi di dem ba ci koñ yi. mais loolu lan la rey Sénégalais yi dundal yeneen sociétés yi. waaw loolu du yoon. war nañu am ñu leen di xoole en tout cas boulangerie yi ak koor gi di dugg moom. bie boo askan bi jóg léegi yuuxu. dëgg la. dina am problème de dama lay wax rek pain moom ñëpp a koy jëndandoo ngoon bi. waaw dëgg la de mais man li ma gis démb rek. ci premier jour boo xam ne mocc Sénégalais yi wooraguñu. vraiment da ngay am sax yërmande lenn di moom bàyyi bañ a lekk sax pain sax moom. dëgg la sama bët nag moo ma may lii may wax nii. waaw ndax xam naa ne tey moom ku dem ci boulangerie yi di nga gis lu la jomal. waaw lu wóor. dina am ñuy ndog nañ jël ay matukaay balaa ngoon parce que. mais matuwaay yi mooy sàggante gu ñuy def. toujours mooy feeñ ci ñun Moussa depuis 1 mois ngi nii nag wax dëgg yàlla ñu nekk ci condition yooyu bu doon keesu dénk la pare na bu doon keesu fer pare na. dañu Sénégal defante bi moo bari état bi day jël ay mesures. ñi mu dal ci seen kaw ñoom it nekk di wengal xam nga jëloon nañ ci mesure bi yàgg na. ba boutique yi commencé def ay casque seen bunt yi. état nelaw ñooñu nelaw. ñu delluwaat ci. fii itam loolu la ñuy préparé rek ñi ngi taxawaalu di tambaambalu ba affaire bi ñëw nii bii nag dafa tombé ak feebar. état bi moo waroon ñu baral tamit kees yu ñu doon waxi tamit ñoom ñu baral ko tax te loolu tamit koor gi nit ñi dañuy yittewoo te nit ñi Sénégal dañoo jóg mën a jógandoo di xaar ba yi mi ngi ci un mois mais qu'est-ce man gisuma dama gisul sax ay casque fii. mais il faut que nag boulanger yi ñu exiger leen très rapidement ñu jaayee ay casque dafa war a def Moussa dëkk bi dañu war di sanctionné. ki ko waroon a defar moom dañ ko war a yar bi dafa war a dal gis nga doo jël ay mesures muy daanu ci askan bi. te yow doo ko cible bu cible amul li ñuy def yëpp ñun ñoo ciy sonn rek nañu ci jóg ci koor la ñu ne. jërëjëf vraiment ak couvre-feu bi xam nga célibataire yi ñi nga xam ne seen néeg gaz bu ñuy tàngale sax. café nekku fa xam nga ñooñu am nañ problème. dëgg la sëñ Ba am na ñoo xam ne ci bàyyi defal yàlla yi lañ doon ndogoo. jërëjëf sëñ Amar. am na ñoo xam ne heure bi day jot ñu jënd benn kaas.
waaw ñooñu bu ñu leen mayetul woon ndax couvre-feu bi yëkkati ko benn heure ba koor bi jàll fin bi nañ ko génne. waaw jërëjëf sëñ Amar ñu ngi lay gërëm sant ci intervention bi ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum. Quand on éduque, on sanctionne. Et ici, quand on sanctionne. salaamaaleykum. salaamaaleykum. Alhaji Moussa Thiam. naam. Imam Abdoulaye Seydi mi ngi ne Fass Mbao. Imam ñu ngi lay ziar ma wax ba yow. kay maa ngi ziar Seydi ñu ngi lay nuyu baax. kay jërëjëf ana waa kër gi. ñu ngi sant taarikalla alhamdulilah taarikalla Seydi. ay ñu sant sa liggéey bi rafet na lool. jërëjëf Seydi yéen a ko moom. ñu ngi ñaan yàlla feebar bi ñëw yàlla ko indi yal na ko yàlla dindi. allahumma amiin Seydi. dindi ko ci Sénégal dindi ko ci àdduna bi yëpp. allahumma amiin. ni nga koy doxalee rafet na émission bi lool. xanaa ñu ngi sàkku ñaar rek affaire couvre-feu bi. waaw. heure bii de moom moo ñu jaaxal xam nga yow sama kër xam nga ko. kër yi ci jege fii ñii indal taalibe yi reer. waaw. léeg-léeg de ñuy xaw a guddee loolu moom affaire couvre-feu bi sonn nañu jaaxal nañu lool. dëgg la. waaw loolu moom bu ñu fi amee dimbal ak kii bi li ñuy def. li ñuy def masque yi waaw masque yi ci daara yi. masque yi yaay. waaw ci daara yi waaw. buggal nañu waaw ñu ngi sàkku dimbal ci daara ji pour affaire masque yi. waaw incha allah. waaw waaye xale yi kenn demut waaye pour affaire seen dugub bi. ñun ñu ngi togg waaye am nañu kër yi ñuy war dañuy indi waaye bu ñuy indi leen day nekk jafe-jafe. dëgg la waaw dëgg la fu mu ne nii kon mën nañ jàpp ni taalibe yu bëri demuñu yelwaani. waaw taalibe yi kenn yéen waani wudu léegi bu ñu demee jëli kii bébu. ki lay yekkal day xaar ba ndugg ba pare sooga laa jox. waaw te boobu day guddi. waaye moom pour mu indi day guddi xale bi pour mu dem foofu day guddi. waaw. loolu moom bokk na ci li ñuy jaaxal ak masque bi ba buggal la ñuy jàppale ni. d'accord jërëjëf Imam Seydi. waaye taalibe yi kenn génnul même ci buntu kër bi sax kenn demul ci buntu kër bi bëccëg ak guddi. jërëjëf Imam Seydi. jërëjëf Thiam yàlla na yàlla jàppale. allahumma amiin taarikalla jërëjëf kii nag mooy responsable maanaam ressortissant Fulade yëpp fii ci région Dakar waaw ñoom nag ñoo di kuréel yu yaatu jëmale nag ci njàngum alxuraan beeg yooyu waaw kon nag ñu war a bàyyi xel la waaye tamit ki nga xam ne tamit moo di fédération des boulangers xam naa tamit du ñàkk ñoom tamit ñu jël ko waaye docteur Annette Seck moom tamit dañu am ak moom yaxtaan bu yaatu ci li jëm ci wàllu wàccaay ndaxte tamit loolu lu ci am solo la salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ku baax. sëñ bi maa ngi ziar bu baax. tur bi ak foo ñu woowee. maa ngi woote fii ci Colobane maa ngi tudd Omar Sy na nga def. ziar sant bu baax a baax alhamdulilah ñu ngi leen di baalu àq ci xoor gi di baalu askan wi yëpp. baal nañ leen Omar. yàlla nangu ñu koor bi waaw ma ne. naam. gis nga fi maladie bi toll nii. bettu ma. ci le 23 bi président defee déclaration décrété état d'urgence. waaw instauré couvre-feu laa woote wax sa xalaat su defeen. ma ne leen président jël na décision. waaye xoolu situation Dakar. dese na koo xam. ma ne leen feebar bi puisque couvre-feu bi ni ñu koy instauré nii. ma ne leen maladie yi day gën a yaatu rek. déedéet waay. waaw ak ci. xam nga lu tax. bu doon ci àll bi la. wala yenn quartier yi fii Dakar am na ñoo xam ne ñooñu sans couvre-feu 18 heures boo fa duggee doo gis kenn. waaw. mais Dakar dafa quartier yi gën a peuplé. 80% ñu fa dëkk ci àll bi la ñuy jógee dañuy xëy Dakar bi daan seen doole rek ñëw fi di wut dara. waaw. ñooñu tey boo leen jëlee ñu xëy. kii jëm Kër Massar kii dem Yëmbal kii xëy Sud FM kii xëy fee nga ne leen 20 heures nañu fekk ci kër gi. ñëpp dajaloo tàncandoo ñëw dugg ci kër yi ak ci oto yi buuxante garage yu mel noonu. su fekkee ne indee feebar bi day wàllaate. poccoxoo boobu dëgg la ndaxte ci ñi dem ci banlieue bi déjà da ngay seetlu nag bu 6 heures jotee 7 heures da ngay gis barki démb Moussa am naa fi client bu dox ba Kër Massar. dëgg la. wallahi Colobane fii la jóge ba Kër Massar démb dama ko ne ko ñëwal mu ne ma dama feebar. waaw. xoolal loolu. waxoon naa leen dès le péri ma ne Dakar nañu yokk affaire yi ba 21 heures wala 22 heures pour mun a permettre parce que photo amut benn. yow même au temps normal Dakar demande bi moo ëpp oto yi doole. dëgg la waaw. mais nguur gi dañoo seetaan. deuxième chose mooy préfet de Dakar mu ngi seetaan maire yi di yàq lu leen neex ci Ndakaaru. ñun au niveau du Colobane rassemblement yi port masque yi gars yi respecté wuñ ko. waaw fii ma lay wax nii boo fi ñëwoon gisee ko sa bopp démb marché Colobane mu ngi xasaw xunnu fees dell ak ndox. xam nga xamul lu muy nduru. waaw tey laa xëy gis affaire yi commencé wow tuuti mais mairie bi seen yoon keroog tëj nañ ko fi 10 jours ne dañuy nettoyer. mais France dara état bi day jël mesure. bu yëf yi passé ñu jàll da ngay xool depuis Batole Joola. xool taalibe yi fi lakkoon ba deewoon fi Médina li président déclaration yi ñu doon def. ak yeneen keroog pàkk Lambaay mais ana mu fan la mujjee.
léegi coronavirus bi ñëw na bloqué nañu dëkk bi paralysé nañu lépp. jël ay mesures naan lii ak lii ak lii. léegi nag est-ce que bu ñu yàlla jëlee feebar bi fii. dañuy continuer ci rythme bii rek léegi di veiller ci sécurité nit ñi. wala dañuy bàyyi encore ñu toogaat. da ngay xool quoi li ma la wax xam nga tamit dëkk bi li fi am tamit day na waar kenn mënu ko lijjanti. li jëm ci côté mburu bi tamit li gars yi di wax. avant corona bi jëloon nañu ay mesures ci boulanger yi. mais léegi dañuy xool nu ñu koy réglementer. mais boobu ba tey dara. waaw c'est vrai te ku ne xam ne Sénégal moom mburu nit ñi dañ koy soxla heure ndogu. waaw surtout te am na borom kër yoo xamante ni. ñoom day saan ci restaurant yi lañ daan jëndee lu ñu ndogoo tey benn restaurant jaayatul. waaw léegi bu dee da nga ñëw ci kër goo xam ne 100 personnes ci dëkk te borom kër gi kenn la ak famille ñi ci des ñëpp ay locataire lañu ñooñu fan la ñuy ndogoo wala fu ñuy xëddee. yéeme na sëñ Mar. lan moo gën a yomb policiers yi ak force de l'ordre li ñuy fanaan guddi ci mbedd mi. duñu gis dara ay muus la ñuy dajale ak romb cantine vide. doo leen jël bëccëg bi rek nga tas leen ci dëkk bi ñuy xool nit ñi ku solul masque ñu jàppale yóbbu la commissariat dafay 6 000 wala 3 000. oui looloo gën a yomb nit ñi di port masque obligatoire. waaw léegi bu ko defee dinañu xaw a dimbali tuuti daal. dëgg la waaw te ñu ngi naan masque yi tamit maa ngi dégg waaw. jàpp nga ni mbir mi dañ ko war a yokk ba ci 21h daal tuuti. waaw bu ñu ko yokkoon ba 21h wala 22h dina baax loolu ndax ñi mën a ñibbi seen kër ñibbi. sinon moom dina am ñoo xam dina ñibbi seen kër duñu ndogu. dëgg la dañuy bañ a yuux rek mais ñoom la ñuy àndal. jërëjëf. beneen li ci des nag fi may daanelee. waaw mooy président de la république moom la ñuy ñaan. na xoolaat situation wu Dakar bu baax. Dakar cas bi dafa compliqué ndax am na koor yu ci nekk ñoo xam ne ñoo yoroon ni si àll bi te àll bi marché hebdomadaire la ñi doon dundee ñooñu tey mënatuñu am dara. tey ku la woo ci région yi dépense la lay ñaan wala da lay leb. ndeysaan dëgg la metti na metti boo xamante ni yàlla foo ko natt weesu na ko. dëgg la ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla aar ñu suturaal ñu. jërëjëf teggi ñu coono ji. ci barke weeru koor bi. jërëjëf sëñ Omar ci loolu yi nga xam ne yëkkati na ko kon nag mu doon loo xam ne wax dëgg yàlla lu yéeme la ñu xool ko nekk ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj Moussa. naam. Diop na nga def. Diop bisimilah. di la nuyu di leen balaax. ñoo ngi lay fay lu bëree bëri di la balaax. di ñaan yàlla may nañu tewekat yu bëri. allahumma amiin saafara mbas mi. amiin di nuyu bu baax Baye Oumar. waaw. bon El Hadj Moussa. naam. xam nga li may wax toujours rek. sécurité des personnes et des biens état mooy responsable moo ko yore. ñoom ñoo war a xam li nga xam ne moo xew ñoom moo war ci doomu aadama yi. ñu jot seen responsabilité def ko. suñ ko defee nag suñ ko defulee nag ils ont failli à leur mission. comme niñ ko waxee affaire bi yàgg nañ ko seen muy ñëw ñu sàggan ba mu dugg waaye bu duggee ba pare kay na nga sàggane woon ba mu dugg kay mais léegi nag nga bañ a defati beneen erreur. beneen erreur mooy lan maanaam si ban erreur benn. maanaam ñàkk def confinement même bu dul confinement partiel. confinement total. bu dul confinement total bu ñu def confinement partiel par exemple. comme par exemple ñu xamee ne zone yi. mais confinement partiel bi est-ce que du couvre-feu bi ci la bokk. waaw mais couvre-feu bi aussi même bu ñu defee couvre-feu la nuit. la journée bu fekkee nit ñaa ngi déplacé. ni mu leen neexee. di dugg ci oto yi. di rassembler dugg ci marché yi di rassembler wu. dem ci boulangerie yi di groupe mais loolu. mais cas communautaire day gën di yokku. oui. mais ils ont débloqué benn 1000 milliards lañ débloqué. 1000 milliards yooyu nañ xool zone yi nga xam ne foofu moo urgence. ñu confiner leen jël li ñu leen war jox leen ko. dëkk yëpp noonu lañ koy defee. très bien alal ji c'est pour les sénégalais du ndimbal. sénégalais yi moo ko moom bu dee bor ñoo koy fay. ay génération générale ñoo koy fay. du xaalisu Macky Sall. nañ ko génnee dugal ko ci nit ñi bàyyi business bi. business bi moo nekk ci biir ndax parce que ñu ngi koy jox ñoo xam ne yelloo wuñ ko ñuy am xaalis au dos des sénégalais loolu il faut qu'il arrête ça. ñu jël alal ji jox ko ci population bi loolu mooy dëgg mais politicien bi nañ ko bàyyi état mooy responsable même bu affaire propagé woo c'est l'état parce que ñoo jëlul seen responsabilité. au départ bu mu amee Touba am Dakar bu ñu confiné woon Touba confiné Dakar. ma ne problème dootu am kon du jaatoon nii. rax ci dolli aussi corruption bi aussi moo ko gën a yaatal. corruption bi. y a des hommes de tenue yoo xam ne ci lañ bokk. parce que am na ñoo xam ne il paraît que ñooy da ngay ñëw ba foofu nga am loo joxe. ñu bàyyi la nga jàll. corruption li ñu gën a rëy ci Sénégal mooy corruption ak lekk riba. te boo waxee ñu naan 95% musulman 95% musulman da ngay tegu ci yoonu yàlla. di lekk lu lew bàyyi riba. corruption li daaneel réew la. te ñi koy def mooy c'est les musulmans. koo ci jàpp boo ko xoolee turu musulman la lay jox. très bien léegi la nga jàpp ni moom la ñu war a def en définitif. li ñu war a def mooy confiner on a débloqué 1000 milliards askan wi la du xaalisu Macky Sall. ñi ñu war a confiner nañ leen confiner jox leen lu ñu dundee pays yëpp noonu la ñuy def. très bien
mais buñ ko defulee day gën di propagé wu te dina toll foo xamante ne vraiment. ça sera trop tard. oui absolument te kon organisme li ñu yéene bu boobaa kon ci Sénégal mooy nekk buntu bi te Sénégal moo war a nekk exemple. oui incha allah. waaw Mauritanie fi mu demee ba am 0 cas. mais lan moo leen ko may. pourquoi Sénégal ne yàcc rek di taxaw naan loolu mënuñu ko di hésiter. ana xaalis ba lañ ko dugal fi ñu ko war a dugal. buñ ko dugal fi ñu ko war a dugal nag bëgg koo jox dugal ci yeneen poste nag mooy waral lii nañ jël xaalis bi 1000 milliards la ak li nga xamante ne bonne volonté yi ñoo ko joxe woon nañ ko génne jox ko askan wi te bàyyi corruption bi loolu mooy wax ci. jërëjëf sëñ. merci Moussa. sëñ Diop jërëjëf ñoo lay gërëm sant ñu jël ñeneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax. El Hadj Moussa Thiam na ngeen def. ñu ngi sant bu baax. sëñ Moussa Ciss moo laal. waaw sëñ Moussa Ciss bisimilah. ñu lay siyaare bu baax a baax. jërëjëf. di ñaan yàlla koor gi ñu commencé yàlla nañu ko àggale ak jàmm ak salaam. ci commencement bi rek yàlla na feebar bi dem yoonam. amiin allahumma amiin. waaw xam naa ne thème bi xaw ma ko lool tey mais dafa am lu may dannoose rek. parce que diggante Gorom ak Bayaax. xam nga frontière Thiès ak Dakar daanaka ci la nekk. diggante Gorom. ak Bayaax. waaw xam naa fa. frontière Thiès fa la nekk. waaw. mais xam nga man dama déggoon ni foofu kenn du fa jàll. kuy jógee Dakar doo jàll dem Thiès. démb de jaar naa fa. am naa nag bon dama am laissez-passer am naa droit jàll mais gis naa ni oto yi bu ñuy àggee Gorom. nit ñi dañuy jël seen tànk. dinañ jéggi ñetti jéggi. waaw. jéggi bu nekk gendarme yaa nga fa mais nit ñi dañuy mel ni daal comme kuy dem Colobane kuy dem maanaam Tilène ak Sandaga. tëli bi la ñuy jaar amul contrôle amul dara. nit ñi wala oto yi. nit ñi. oto yi nag oto du jàll mais nit ñi dañuy jàll. waaw. maanaam boo wàccee Gorom. jël sa tànk maanaam ñoom ñooy def seen i pexe di wàccee nit ñi dox après ñu dabi leen jëli leen. waaw mais boo wàccee Gorom. da ngay jël sa tànk dox ci tali bi romb police yi ak gendarme yi dem ba Bayaax jël oto dem. xam nga loolu pour jàngare bu duggante yomb na. bu doon dafa am dafa am nag machine boo xam ne ku balaa ngaa romb ñu xool la. waaw. am benn jafe-jafe. waaw test yi waaw xool kii maanaam thermoflash yi. waaw bu doon dafa am tema boobu léegi balaa ngaa jàll ñu xool la amul problème mais nit ñi dañuy romb comme weñ di dem. mais loolu est-ce que tamit mairie yi foofu mënuñu ko organiser ndax di jël ñaari thermoflash. wala ñett teg foofu si yoon bi du jël sax 30 secondes ñu xool la nga dem sa yoon. loolu tamit du yàq dara loolu nag lay dénoncé man xaw ma thème bi mais loolu lay dénoncé. donc fa laa jaar. waaw Gorom waa jàpp kër foofu Ndiagne Diop moo fa nekk le maire Ndiagne Diop. waaw kon mokk na ca bàyyi xel bu baax a baax. parce que dañu ne boo jógee Dakar waroo dem Kees. oto yi moom oto yi Gorom la ñuy yem moom nit ñi wàcc. waaw. yow nga jëlaat si tànk romb gendarme yi pour waa jéggi di nga ko jéggi soo ko dem Bayaax. yéeme na. mais kenn du la wax dara nit ñaa ngi yor seen saak di dem. mais feebar pour wàllante kay dina yomb. xam nga dina yomb wax dëgg yàlla nag bu dee loolu rek dina yomb moom. oto moom du jàll. oto bu amul laissez-passer moom du jàll. dëgg la jërëjëf. comme waaw kon ñoom ñooy def seen i pexe ñoom ñoo war a dem conscient que ni mbir mi daal jéggi na dayo kon nag ñu mën a toog wala xool pexe yoo xam dañ leen di seet sax balaa ñoo gën a indi loraange daal ci askan wi. comme benn tëli la kuy romb kay ñu xool la balaa ngaa jàll amul problème. jërëjëf ci alerte boobu ñoo ngi lay gërëm sant ci alerte boobu ku baax kon ñu xaar keneen ci libi ci 88 628 98 98 salaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku. Alaaji Moussa Thiam Modou Mboub. waaw sëñ Modou na nga def Mboub. sant yàlla bu baax naka liggéey bi. ñoo ngi ci kawam rek taarikalla. yaa ngi ci waare bu baax a baax maa ngi lay siiwul. jërëjëf yàlla na yàlla fay la. amiin. maa ngi déglu émission bi. jërëjëf. fi mu jógee fi mu commencé rek fi mu jeexal la fi lay commencé. xam nga dañ ni frontière restauration. waaw. oto la ñu wax. benn oto du jóge ci resto bi di dem TB. waaw. ci auto transport. waaw mais léegi bu fekkee ne da ngaa jóge Dakar. waaw da ngay dem ba Gorom nga wàcce nit ñi. waaw. bu ñu kii dañuy jéggi dem Bayaax. parce que day accidente la. foofu arrêt la daal maanaam. waa arrêt la waaw kon réseau yi dañoo sësoo. waaw foofu rek la ñu mën a wàccee nit ñi. waaw boo gisee ñu la nit ñi ngi dem. du auto transport en commun moo leen di yóbbu. li ñuy wax kalandoo. waaw. da nga koy dugg ci réseau de Dakar parce que kalandoo yaa ngi daw réseau de Dakar. waaw. boo dee ba fi réseau bi yem nga wàcc.
waaw boo doxee dugg ci région bi ci des. mais foofu yéen. kalaandoo jël la nga dem. waaw kon yéen ñi di transporter moom est-ce que yéen a ngi exiger ba baax ba léegi lii nga xam moo di port masque bi. ñun loolu bañ koy doxal. ministre de l'intérieur waxu ko. waaw loolu dëgg la. ñun ba nu déparé rek afti. afti nag laa wax ba nu déparé. ba affaire ba amee rek. lañ daal di jël initiative bi nañ protéger. chauffeur beeg receveur bi mais nañu protéger clients yi dugg suñu oto ba kenn du fi jëlee feebar bi. dëgg la waaw. boobu ci place assis la ñu koy xëy dagg defaat moo ca place yi. muy complet ñun danoo deenu. mais ci wàllu pompe oto yi yéen a ngi ci yëm. ñoo ngi ci. am nañu ay sel xoolal xam nga tranche yi. moo ànd ak cap tranche ñu def loolu commencé ko ci garage yi. tranche yi maa ko jiite. waaw waaw parce que wàllu faj bi la yor. waaw kon comme wàllu faj bi la yor te ku nekk hôpital ñun ñoo ñooy jël en charge. mais il faut que ñu def ay moyens pour protéger receveurs yi ak chauffeurs yi ak clients yi ciy dugg. loolu la woon initiative boobu la woon. mais bi ñu demee nag ba nga xam ne nag état bi teg nañ ci charte yoo xam ni. xamuñu nu mu demee metti na léegi dañuy jël gasoil di dolli ci gasoil ci li ñuy daw. waaw di fay assurance tey pour yi toj mais nag mais moins 100% amuñu ko nañu arrêté. ñu arrêté. waaw parce que comme ay 12 personnes ngay yëpp. ak 13 personnes mais nañu arrêté loolu. dëgg la waaw. ñu continuer nag antisel yi ñu ngi ci oto yi. ñu ngi takk masque parce que ñu fi ne suñu oto boo takkul masque doo ci dugg. dégg nga problème boobu la ñu am. parce que ñun ba fi mu nekk nii 2 mois ñoo ngi daw di dolli gasoil te état li ñu waxoon joxaguñu dara. te yàgg na ñëw dig dara ba pare mu mujj naax faay. gisagu leen dara ba léegi. ba léegi fi mu ne seenement bi dañuy gaare parce que mënatuñu dem épargne wuñu woon loo xam ne ci lu ñuy fay gasoil ak di fay ay pneu di kii borom station duñ la lebal. te ñun gis nañ ni Moussa gasoil bi. waaw daanaka état yi mën nañ ko maye parce que parce que gasoil dara dara. te programme léegi prix bi kenn taxawul jëm ci. waaw. ñun daal ba xoree encore pour yéen seen i kilifa tegalee ñoom ñu ngi leen di gërëm à passage man maa seere woon loolu. mais policiers yi dañ xale yi taxaw tey dañu singili woon tataay leen fay ko ay naan ay 5000 ak 20 000. man maa mujj dëgg bal bi may ngi gërëm BSP commissaire central ak champion circulation. ak kebe bu mbaaw. mais booy dañu mel ne dañ leen yebal policiers yi dañu mel ne ak saa bi ndaw yi dañu leen yebal ci tataay yi. ay arrangement 10 000 man de waaw xanaa ñii xale yu ndaw yi ñoom lan moo leen tax a dem police wala gendarmerie. xanaa xaalis moo leen tax a dem gendarmerie mais jëmuñu tali bi. d'accord mais heureusement dañu def seen i patron seen i kilifa ñoom jub lañu ñu baax lañu ñu xam koor lañu. jërëjëf ñu annoncé leen ko fi mu ne fan yii lañ ñu doog a may jàmm. jërëjëf sëñ Modou. fan yii lañ ñu doog a may jàmm il faut ñu gërëm leen. jërëjëf dañu di bàyyi kalandoo yi xoolal léegi kalandoo yi ñu ramaxal. ba démb wa ñi jógee Ngor. dañu yëpp ba langal. d'accord pourtant dañu romb police romb gendarmerie. jërëjëf. vraiment ci réew mi nañ ko. jërëjëf sëñ Modou waaw comme ça dañoo ñu mën a jël ci ligne bi. jërëjëf léegi lu mu sant waaw ñu ngi ki nga xam ne nag moo di Amadou Gaye ndaxte nag baax na tamit ñu am ab leeral ci maanaam boulanger yi ndaxte dëgg la sëñ Amadou Gaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. waaw kon yow yaa jiite maanaam boulanger yi nga xam mi ngi Sénégal te jamono ji koor gis nga nu ñuy yittewoo mburu lool surtout nag riirandoo geeg ak li nga xam ne moo di contexte Covid 19 bi est-ce que yéen tamit ci wàccaay yi ngeen doon def ay jamono ngeen ko doon waxtaanee ci dimbali askan wi ci wàllu hygiène bi wala ñu bañ a tàncaloo am ngeen ci jël yu bees pour nag dimbali askan wi balaa ñoo yokk law jàngoro bi. waaw maanaam. bu gën a xoolee boulanger yu bëri. jël nañu les dispositions yi nga xam ne recommandation ministre de la santé la. waaw ñun ci recommandation mooy tey benn boulanger amul droit jaaykat bi. dafa war a sol grand bu jël xaalis. waaw te kii encaissé xaalis bi moom amul droit joxe mburu donc na jël ñeneen ñu jël joxe mburu loolu war a sax boulanger yu bëri dañoo recruter ay personnel. donc déjà loolu am na un impact positif boo xam ne. dañoo obligé donc loolu moom c'est interdit même ça aujourd'hui même dañoo d'accord ni même service d'hygiène tey bu duggoon tey fekk la yow kii jaay kii yoree xaalis bi. di joxe mburu bi kooku infraction la déjà ñun loolu am nañ ci. waaw donc loolu aujourd'hui loolu la ñu def moo tax ñu ni kon loolu moom après balaa ngaa dugg ci boulangerie bi. dana am gel. mais nag benn problème moo des réglé. mooy lan mooy rang bi ci ginnaaw mooy bi ci biti nit ñi ñoom dañuy ankaloo. mais loolu yéen a ko war a organiser wala loolu moom beneen cas la. maintenant
dama bëgg a leeral leen loo xam ni par rapport li am démb par exemple. dégg nañ moo xam ni ñu bëri di ma interpellé ni ma démb rang yi dafa bëri si boulanger. boulanger yi loolu waaw. dama bëgg démb si FM sax wax naa si seen journalu 12h. xam nga am Sénégalais yi dañoo woor am ñoo xam ne dañoo woor ba pare démb. te nit ñi waxuñu ko. waaw léegi boulanger yi kon ñoom lañ naan liggéey la ñuy liggéey. loolu mooy première explication par rapport ak hier. bu ngeen xoolee temps yi yëpp su leen rang yi bëri si boulanger yi. maintenant le problème mooy aussi Sénégalais yi dañ nekk si vraiment il faut ñu comprendre quand même dañ nekk si contexte Covid maanaam coronavirus. boulanger yi duñu yàlla duñu yonent mënuñu def luñ mënu. mburu dafa am benn processus dafa am temps bu ñu koy liggéey. waaw n'est-ce pas mënoo ñëw rek luxus génn mburu léegi nii. donc da ngay am temps boo koy liggéey. léegi nag dafa am loo xam ne dañuy def recommandation askan bi ñu comprendre que ni mburu mi jarul ñuy xaar ba 19h di ñëw di topp di rang nit ñi. waaw di dajaloo gis diggante 14h. ba 18h doo gis benn rang xam nga. nit ñi dañuy bàyyi ba 19h ñëw bëgg a rang. léegi loolu li koy waral mooy loolu nit ñi dañu bëgg ay mburu mu tàng. waaw donc contexte bi ñu nekk dañu ko war a baax. actuellement nii boo demee si boulangerie mburu yaa nga fa. ni gaañ teg fa kenn jënd ko. léegi nag kon diggante 14h. waaw ba vraiment 18h nit ñi heure boobu la ñu war a dem jënd mburu bi. ba pare ñi dëkk si koñ bi peut-être mën nañu xaar ba ay 19h ba jënd ko mais loolu nag mooy indi avant bi. d'accord léegi loolu nag su bëree day indi beneen problème. mais na ngeen ko bëggee nga rectifier loolu balaa ñëw. beneen problème bi ñu ràññ aussi mooy. dañ nekk si contexte couvre-feu. waaw dafa am lu ñuy wax benn personnel qualifiant. maanaam yow tey say jaaykat yu jigéen ñi ñoom ñoo maîtriser njaay bi. mais ñooñu mais 18h30 da nga leen di libéré parce que dañu war a ñibbi. waaw sinon dañ leen jàpp. waaw léegi nag kon nga jël sa ay yeneen ouvrier yoo xam ne tàmmuñu jaay. ñoom ñooy jaay kon nag foofu la ñuy interpeller ministre de l'intérieur. que ni bi. bu dee bëgg nañu le service continuité. te nekk boulanger yi. kon war nañ mën a ñëw ñun ouvrier boulanger yi. ouvrier boulanger yi ñu leen di jox ay permis de circuler la nuit. pour ñu mën a continuer seen liggéey. dëgg la nga def ko 20h. mais kooku mënul toog ko ba 20h. waaw donc personnel qualifiant bi duñ fa lekkati. donc loolu moo tax yenn diggante 18h ba 19h. ba 19h rang bi dafay bëri. moo tax ñuy wax Sénégalais yi. ñun loolu la ñu ñaan daal ministre intérieur mu xoolaat loolu. très bien sëñ Amadou loolu am na solo trop waaye tamit waaw ci wàllu organiser maanaam ci buntu boulangerie est-ce que tamit jërul ngeen recruter ay nit maanaam yoo xam ni dañuy respecter distanciation physique yi. ndaxte nag loolu seen ressort la yéen. est-ce que di nga mën a recruter une personne. waaw li am solo mooy di nga mën a def benn wala ñaar nga mën a recruter. waaw mais y a un service minimum loo xam ne di nga ko def. di nga ni man au moins sama biir boulangerie. ñeent moo mën dugg la juróom en fonction de la distance bi ko nekk. mais mën nga ñëw am na ñu ko def ñu bëri dañoo jël recruter ay personnel ak aujourd'hui pour réguler rang bi. mais il faut comprendre ñun Sénégalais yi neexu ñoo réglé parfois da ngay ñëw ñu xuloog yow di def ngi fi laay taxaw ak yooyu donc yooyu moo tax on peut pas mënuñu xuloo kenn. d'accord mais seen distributeurs yi jamono yee nee nañ bëri nañ lool ñi nga xam ñoo yor wàllu distribution bi te jamono ji liggéeyatuñu est-ce que ñun tamit mënu leen requalifier ngeen jël leen liggéeyloo leen ci fànn wi jamono ji pour ñu mën a ñoom tamit am as tuut ci maanaam nu ñuy organiser ñooñu nga xam ni ñooy teewu mburu mi ak tamit li nga xam ni yàgg nañ koo jooytu mooy création de cantine ngeen mën di jaay nit ñi ñu normé ko. am ngeen am damay préciser benn affaire bu leer. waaw. li may dégg des fois ni di ko wax di nga livreur kenn éliminé wu ko xam lu ñu wax dañ ko normé waaw balaa nga ko nekk lii ngay def da ngay am contrat ak boulanger bi da ngay am après pour mën a am benn agrément fu la neexee nga jël mburu mi livré ko mais fi nga koy livré nga nekk boo xam ne dañ ko autorisé mooy si caisse boo xam ne dafa normé amul problème léegi nag aujourd'hui beaucoup de boulanger léegi ñun dañoo jël yenn livreur yi par exemple yokk seen personnel loolu moom lu am la beneen bi mooy aussi ñun tooguñu yàgg démb créé nañ benn GIE bu tuddee GIE jaay moom boobu am loolu lu ko waral ñun boulanger yi ñoo ko organisé mooy FNBS ak SBS ak ministère du commerce ak ay jeunes informaticiens yoo xam ne dañuy bëgg jox nit ñi mburu si par WhatsApp par internet avec au même prix dañ leen libéré mburu bi sa kër et au même prix donc loolu c'est des stratégies yoo xam ne dañ ko lancé nii actuellement ni mangé wu par réunion maa ngi si réunion boobu pour loolu donc bu leen rek ñu ngi jël disposition yëpp te semaine prochaine test yi ñu ngi koy defar di ko jéem a installé damay lancé appel que aussi yenn boulanger yu bëri ñu ngi démba dañuy yàq daal yàq xam nga yàq boo gisee actuellement nii ñu bëri dañ jël ay nungu ganaar yooyu ay nungu ganaar ay caisse yu non hygiénique te ko seen bunt ay boutique yi pour mu ko jaay mburu loolu dama bëgg ñu arrêté ko parce que loolu non seulement réglewul problème hygiénique bi n'est-ce pas ça c'est un
loolu rek loolu problème emploi. suñu borom boutique bi am na emploi ba pare. dañu fexe ñun suñuy kees gi mu distancé 500 mètres. waay que seen jeunes sénégalais yi nekk si di ko mën a di si liggéey. parce que aussi bu distancé 500 mètres di nga am au moins 50 à 70 000 francs. ne serait-ce que minimum bi nga mën a am loolu. très bien y a les femmes à recruter donc yooyu laa bëgg ñu am conscience. activité économique boobu. au moins ni boulanger yi laay gën a lancer appel boobu pour que ñu xam ne ils ont une attitude économique à faire. pour que ñu éviter di def ay caisse mais déjà sax loi bi dana ko interdire. benn caisse mënutul installé wu te amoo attestation mairie bi. ba pare am autorisation du ministère du commerce. loolu ku ko deful ñun vraiment on va prendre toutes les dispositions. pour loolu daal. jërëjëf donc vraiment ñu ngi leen di remercier vraiment ci leeral yéen am na solo waaw jërëjëf askan wi ko yittewoo ñoo ngi lay gërëm de sant Amadou Gaye ci leeral yooyu kon mbokk yi dégg ngeen ko ci fànn yooyu lu am solo la ci waaye nag maa leen ko doon wax sànq ci li nga xam tamit moo jëm ci wàllu ñi yittewoo mburu yi ndaxte tamit loolu foog ñu wax ko ñoom nag seen i jafe-jafe ñoo ngi interpellé le ministre de l'intérieur jëmale ko ci wàllu daal autorisation yi pour ñuy mën a jaay mburu waaye tamit organiser li nga xam ne moo di distribution bi ñu normé ko ba nit ñi tamit di ami mburu nu mu yembee waxoon naa leen ko sànq nag xam naa foog tamit ñu jokkoog dañ jël kenn après nag daal di jokkoog la directrice de la PNA donc ñu indi tamit leeral ci lu am solo ndaxte nag wàllu garab yi yittewoo nañ ko lool asalaamaaleykum waaw kooku kon rek nañu su nekkee. réewum Sénégal jàmm neex na nañ toog te diisoo du mooy li gën. voilà kon Momar Cissé moom daf ñoo dab ci waxtaan wi moom mooy jiite ASCOSEN Momar Cissé. waaw li may njëkk a wax Moussa mooy kontaan. waaw te di wax ne nañu sol masque yi. waaw. te bu ñu am masque yoo xam ne ñoo normé moo gën. ndax boo solee masque boo xam ne normé wut. waaw nga sentir ne yaa ngi protégé wala te fekk protégé woo sa bopp yaa ngi def musiba. très bien su ñëwaatee ci fànn woowu dégg nga yow mi toogal consommateurs yi ci fànn wi ñuy déplorer maanaam ci buntu boulanger yi noo ko jàngatee gannaaw ba nga dégloo sëñ Gaye. li may jàngatee mooy que boulangerie yi nañu ut ay nit ñoo xam ne danañ encadrer population bi. waay parce que boo demoon tey ci Auchan. am na koo xam ne quand même mu ngi fexe ba dégg nga membre réguler le flux. waay donc boulangerie bi na ut nit ñu réguler flux. waay parce que ñun avertiroon nañ leen neneen en temps normal sax bi boutique yi di jaay Ramadan day am affluence ci boulangerie bi. ndax tuma nag dégg nga maam boutique yi jaayatuñu loolu ñoom waroon nañ ko prévoir. lii nga xam ne moom nga ko wax muy ay kiosque ba ñu commencé di gagné ba léegi yàgg na. waroon nañ ko dégg nga maam xalaat. mais fi mu nekk nii ñu ngi bëgg dugg ci nouvelle technologie alors que lu pratique yi mais mënoon nañ ko def nañu créer ay cantines normé ko li mu wax d'accord naa ci mais ñoom dañu yéex. mu ngi mel ni état ci pétrole. xam nga baril baa ngi wàcc. waaw ñu ngi am xaalis. duñ ci profité askan wi. waaw fi mu nekk ni boulangerie yi ñu ngi gagné lu bari. mais duñ nangoo investir. waay ñu ngi assis sur un matelas financier énorme mais duñ nangoo investir. mais contexte Covid bi moo ko laaj il faut que tamit ñu organiser askan wi ci maanaam distanciation physique bi. foog ñu organiser askan wi bu ñu amee ay nit. ñoom ñu jéem a organiser. distanciation sociale bi nga xam ne lañ loolu yomb la mais doo toog rek di gagner de l'argent te avec de faire courir la population à ses risques de perte comme ministre de l'intérieur du ko nangu oui il va falloir qu'on trouve une solution bu fekkee ne ñoom mënuñu organiser les gens du ñu exposer les populations. très bien sëñ Momar. kooku ministre de l'intérieur du ko nangu. ñoo ngi lay gërëm di sant. merci beaucoup jërëjëf Momar Cissé ci moomee nga xam tamit moo teewat ñii di maanaam consommateurs yi ci fànn woowu xam naa nag dañuy jël ki nga xam ni moo di directrice PNA moom tamit ci lu am solo yuñ ko doon sàkku ci fànn woowu ndaxte nag bokk na ci li jëm ci li nga xam ni moo di garab yi ndaxte nag déggoon ngañ fi li nga xam ne nag moo di ñii di garab yi liñ ca waxoon ndaxte nag
nag bokk na ci lu bari loo xam ne daal bëggoon nañ nag mu doon mu jafe-jafe ndaxte nag dëgg la France ak ñeneen waxoon nañ ni li jëm ci wàllu garab yi day am jafe-jafe ndaxte du ñu bàyyi mu génn seen i dëkk ndax ñoom yitte woon nañ ko waaye tamit fii am na ñoo xam ni seen dañ leen ko seen liggéey ci la nekk ba tax ni nag ñoomee war nañoo defal situation bi est-ce que Sénégal ci wàllu garab yi ñuy jëfandikoo ñoo ngi koy am ak tamit li nga xam ne moo jëm ci wàllu masque yi ñu yittewoo ñoo ngi koy am ak yooyu yëpp loolu lépp bokk ci loo xam ne daal bëgg nañ si indi tamit leeral léegi nees kiis lay doon ñu dégtal leen liggéey. looloy jàmmi réew mi abax ji ko yee ba noppi tabax takkay yaatal xol yi kër gi xadde xol bu yaatu fan na mbooloo mi suñu réew mi dañuy gërëm ka xam ba taal bi ki taxani toog di diisoo ak waa réew mi te xam ne réew mi ñooy boroom réeroo amul ñàkk a waxtaan am garabu réeroo sema ñu waxtaan koy gor mbaam gàtt na lool waaye ci njur gi la mbaam nopp yërëy na lool waaye bu ci boole woonu déggoo yat du ko dal an korewul mbokki taane korewul bu tan korewoon bu ñëwee gubbale mbaam mu ëpp caw say bëggul ku koy tiiñal kuy voilà comme ni ñu leen ko waxee woon mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 ndaxte nag baaxoon na tamit émission bu leeral day indi tamit yenn yi nga xam ne daanaka askan wi dañ koy yittewu ci li jëm ci luñ si lu ñuy fajok wala yeneen ak yeneen boo tax ni tak tey ñu indi woon ki nga xam ni moo di directeur général bu pharmacie nationale d'approvisionnement bi nga xam ne nag ñoo ngi doon waxtaanee ci li nga xam ni moo di jamono yooyu déngoon ngeen dëkk tugal yi li ñu waxoon ci garab yi waaye tamit li jëm tamit ci wàllu askan wi ñu yittewoo ci ay masque ak nuñ ko war a jëfandikoo ak yooyu yëpp est-ce que tamit ci wàllu garab yooyu yëpp moo ngi fii kon nag yooyu bëgg na tamit ñu samp ci ay laaj daal di koy indi ci leeral tuuti ñu nuyu docteur Annette Seck ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moussa. waaw yow yaay jiite pharmacie nationale d'approvisionnement jot nga jaar sax ci émission bi benn wala ñaari yoon ci li nga xam ne moo jëm ci seen wàllu liggéey yéen soo ñu doon fàttali tey seen maanaam taxawaay ci wàllub garab lan la tey. waaw jërëjëf Moussa ma nuyu waa Sud FM yëpp mais surtout auditeur Sud FM yëpp ci émission bu mag boo xam ne ñëpp a ngi koy déglu di leen ziar di leen baalu àq di leen baal àq ci weeru koor gi di nuyu samay kilifa le ministre de la santé et de l'action sociale ak ñi nga xam ne ñoo jiite aussi structure bi muy conseil d'administration bi ak personnel u pharmacie nationale yëpp nga xam ne ba mbas bi dooree ba tey en tout cas ci biir Sénégal tooguñu benn yoon muy chauffeur yeeg convoyeur yeeg pharmacien yeeg fii ba Tambacounda macha allah ñoom ñëpp ñu ngi en astreinte totale te wax dëgg yàlla découragé wuñu benn yoon fokk boo ma joxee occasion bi ma saluer vraiment seen courage ak seen engagement ak personnel de santé bi yëpp nag parce que defe naa ne ñëpp yëg nañu fi mu nekk nii ak lu mu metti ak lu mu tartar li nga xam ne moom lañu le personnel bi di def yal nañu yàlla may li jàppale ñu ba mbas bi nekk suñu gannaaw
dégg ngeen ko dégg nga ko Moussa. waaw. nga ministre de la santé dégg directeur de cabinet. léegi ñu ngi yëf yaa ngi yokku. waaw ñu ngi yokku. waaw day yokku. kon wax dëgg yàlla fagaru jot na. waaw yàgg. waaye bés bu nekk. ñu defaraat toogaay yi seetaat suñu bopp bu baax lépp loo xam ne mën nañ ko rectifier rek. ñu rectifier ko. waay waay. Moussa wax dëgg yàlla état baa ngi def ay jéego yu bare. waaye nag il faut que ñu xam ne ñu ngi ci pandémie. waaw. maanaam bu ñu nee pandémie dama mën mu ma ko bëggee faram-fàcce daal day xaw a metti waaye loo xam ne. lu laaladoo ñëpp daal. waaw ñëpp la laal. sikkim yëpp a lakkandoo. waaw sikkim yëpp a lakkandoo. waaw loolu nag bu xasee ba am. fu nekk réew mu nekk yow yaay say pexe bopp. waaw. seet na nga mën a aaree sa population aar sa askan aar sa réew. te defe naa ne départ bi ba léegi. autorité état bi. waaw vraiment président de la république ak gouvernement bi lépp loo xam ne moo doon ay matukaay. jéem nañ ko teg. pour mën a vraiment aar Sénégal aar askan bi. waaw mais amu leen woon jàqare tuuti ba tubaab bi waxee ni daal ñoom seen garab yi du génn seen i réew. loolu laa doon wax léegi. maanaam xam nga sikkim yëpp a lakkandoo. gis ngeen su ngeen seetaanee information bi. sur le monde entier. di nga gis ne réew yi yëpp bi yëf yi amee rek. waaw képp koo xam ne da nga doon defar garab. waaw wala defar ay masque wala defar leneen rek. da nga fexe ba la nga doon defar yem ci sa population. te bañ a demal. Europe moo ko njëkk a commencé. parce que Union européenne moo njëkk a toog dès le 1er avril. balay loolu sax en mars. Inde moo njëkk Inde xam nga ñëpp xam nañu ne c'est le plus grand. exportateur et le plus grand fabricant. de médicaments. waaw ñoom ñoo njëkk a seet benn liste boo xam ne 20 garab la ak juróom-benn. ak lépp loo xam ne ñu ngi koy defar biir Inde muy matière première muy garab. ñu ne loolu dootul génn ci Inde. Union européenne topp ci ne ñun kat nañu teg biir Europe. ba nga xam ne lépp lu ñuy defar na yem ci biir Europe bu mu génn ci Europe. waaw bu ñuy dimbalante tam di lëkkaloo. bu kenn jaay kenn. waaw daal dañu jaayante ci seen biir. ak li mujjee France maanaam ñoom neewuñu gaa bu ko jox Sénégal waaye ñoom. nee nañu daal lépp loo xam ne ñu ngi koy defar fii ci garabu urgence yeeg. waaw masque yeeg yooyu. kenn sañatu koo jaay kenn sañatu koo génnee. kon xam nga ñu ngi ci contexte mondial boo xam ne. waaw dafa doy waar. dafa doy waar dëgg la. loolu nag bu amee. dañuy seet li ñu yàlla may. ci xam-xam ak mën ñu seet naka lañ koy mën a yaatale. looloo indi tey ñun tam ñu fexe ba nga xam ne bëgg nañu askan bi yépp am masque. waaye nag suñu bëggee askan bi bokk masque ak waa hôpital service de santé bi. waaw dana metti lool. moo yan xeetu masque. waaw lu tax muy metti parce que masque yooyu ñuy woye masque chirurgicaux. di wax masque FFP2 yi ngay dégg. te may gis population bi parce que su ma demee ci tali bi damay gis chaque matin population bi ñenn ñi di ko jënd. di ko sol. fekk loolu sont des masques yoo xam ni c'est réservé au waa kër docteur daal la ñoo ko war a yitewoo waaw ñoo ko war a ko def. te gis nga difficulté restriction yi ñu jël au niveau mondial. waaw boo bëggee nag ñi nga xam ne ñoom la ñu war a aar parce que ku feebar hôpital jëm wala centre de santé wala poste de santé. bu fekkee ne ñoom amuñu lu doy. waaw vraiment dafay doy wax. dañuy exposé wu. exactement. donc masque barrière yi ñuy wax. fi mu nekk nii mooy masque grand public yi nga xam ne évidemment il faut que ñu seet masque yu ñu homologué. loolu dinaa ci dellu si. waaw yeneen masque yi ñu bàyyi ko ak personnel de santé. ndax Moussa. tey
su ma bëggee rek def benn résumé bu daw. waaw fi mu nekk ni personnel de santé beeg force de défense yeeg yooyu yëpp suñ leen bëggoon a aar parce que ce sont des personnels très exposés. fi mu nekk ni cible bi c'est presque 40 000 personnes. waaw yoo xam ne bés bu nekk war nañu am 2 à 3 masques par jour. wallaay te fi mu nekk nii dama lay wax rek ne masques chirurgicaux yi nga xam ne ñu ngi koy oyofal. waaw balaa ñuy dugg ci mbas bi. boo amaan ñetti téeméer jënd paquet boo xam ne. waaw ci am juróom fukki masque. tey gis ngeen ko. waaw ñeenti junni mayu la ko. ñeenti junni mayu la ko waaw. waaw. Chine nga koy jëlee. te beneen réew balaa muy egsi fii la nga ciy fay loo xam nga ne lu doy waar la. tey soo seetee masque yi rek bu fekkee ne dañu bëgg a couvrir le personnel bi ko soxla. waaw ñi ko soxla mooy santé publique privé ak force de défense il faut nga cibler 35 000 personnes. loolu bés bu nekk di nga ci def 70 000 masques. 70 000. 70 000 masques la ñooñu di soxla. est-ce que. maanaam weer bu nekk. ñooñu bu fekkee ne jox nga leen au minimum 2 masques. par jour. di nga jëndi 2,170,000 masques. loolu egg na presque milliard. bu fekkee ne bëgg nga def couverture boobu. waaw couverture bu baax. bu fekkee ne da ngay jël aussi ñi nga xam ne ñooñu ils sont les plus exposés te bu fekkee ne am na ko am Covid. ñoom ñoo ko war a suivre ñoom masque yi ñuy wooye FFP2. mooy ñi ngay gis mu mel ni coque. waaw nit ñi di ko def. léeg-léeg di ko sol. waaw fekk ñooñu ñi nekk ci centre de traitement épidémiologique bi. ñoom ñoo ko war a sol. ñoo ko war a sol. ñooñu presque 15 000 personnes la yoo xam ne tey war nañ leen couvrir. te ñooñu bër bu nekk su fekkee ne jox nañ leen jumtukaay yi war. ñooñu war nañu am 25 000 masques. 25 000 masques par jour. waaw maanaam weer bu nekk. di nga def 850 000 masques. loolu soo ko xaymaa ñu ngi ci ñaari milliards. 170 millions. kon nga xam ne loolu alal bu bare la. te gis nga malgré les efforts. de l'État. ndax xam nga ne ba ñu indee plan de riposte bi rek. président de la République dafa ne lu ngeen soxla ci saa si ñu ne 1,4 milliard. waaw mu ne joxe nañ ko. ñu bàyyi lépp joxe ko. mu ne ñu def leen plan de contingence ñu def plan de contingence ci la ñu nekk moo dépassé plus de 75 milliards. waaye xam nga déjà protection bi rek ci masque yi rek laa wax. waaw bu fekkoon ne tey matale nañ ko. lii yëpp dinañ ko dépenser ci ressources publiques pour mën a couvrir le personnel de santé. ak le personnel qui est exposé. D'accord. loolu yëpp pour wax rek ne. bu ñu nekkee ci période bu mel nii muy pandémie. nañu xam ne économiquement lu diis la. waaw. dafay laaj ñëpp sacrifier. ñëpp xam ne tey lépp lu ñu amoon il faut ñu sakkanal ko ba pare xool li nga xam ne mooy priorité yi. waaw. lii priorité yi ñu def ci le maximum de ressources. loolu ci gis nga ko cartographie bi mu ngi changé ñu am ay cas communautaire ak yooyu yëpp. kilifa yi ministre de la santé moom génnewu ci loxoom benn yoon bés bu nekk mu ne nañu moytu. ci nekk nii cas yaa ngi nii am na ñu nekk sous traitement am na ñoo xam ne tey yàlla defal na leen jàmm. mais war nañu tenir compte du contexte bu ñu ne population yi. waaw ñu sol masque yi. nañu xam ne aussi état bi du leen seetaan. ok. ñu ngi ciy liggéey bu baax. ba nga xam ne mais directrice suñu déggee sa wax fu mu ne nii mooy da nga bëgg léegi askan wi tamit maanaam masque yi nga xam ni yi gars yi di defar la ñu normé ko nit ñi mën koo mën a takk te sakkanal li nga xam ne mooy yi ñuy gën a yittewoo pour le personnel santé. pour ce balaa ñoo exposé wu. exactement. moo tax nag ma ne comme yàlla may nañu ñun Sénégal macha allah
am nañu savoir faire. waaw. ne képp koo xamante ne rek yàlla may na la ci xam-xam. ak mën-mën. nga def ci sa kemtulaay kattan mais nag ñu respecter normes yi te réew bu ko def. parce que réew bitim réew yi def nañ ko. France ngi nii tey population bi ñu ngi def masque barrière yi. waaw mais dafa am ay structure de normalisation. ñoom ñooy génne benn référentiel doo ci sonn ñoom dañ koy génne. tasaare ko mais képp koo xam ne bëgg nga def benn masque barrière. pour population bi nii nga koy defee nii nga koy defee nii nga koy defee. kon xam naa ne xëy na ci départ bi nit ñu xamuñu ko. waaw mais aussi nañ ko jéem a xam parce que quand même dañu bëgg a aar askan bi. dëgg la incha allah te il s'agit pas rek ñu jël benn tissu rek. dagat ko jël ay élastique teg ci. ne jox nañu population bi ay masque. très bien ñu topp masque homologué yi. fexe ba def des masques de qualité. protéger vraiment suñu population mu nekk. la contribution citoyenne. waaw surtout de chacun d'entre nous. ku ci nekk war nga cee dugal sa loxo. képp koo xam ne yaa ngi woon ci leneen nga dugal sa loxo ci lii. te xam ne tey 15 millions de Sénégalais yi. soxla nañu ko parce que yow sax boo jëlee. sa masque nekk personnel de santé. boo génnee sa structure. war nga am masque barrière boo xam ne booy ñibbi sa kër nga sol ko. nga jox ko sa njaboot. donc ñëpp a ko sax. docteur xam naa nag peut-être dernière question bu ñuy gën ndaxte waxtu yi moo ñu dab tuuti ci wàllu yeneen garab yi maanaam est-ce que mu ngi jàppandi mu ngi dugg nu mu waree ci Sénégal ak ki jëm ci yeneen feebar ak yooyu. waaw loolu wax nañ ci wax bu am solo. parce que xam nga tey. bu fekkee ne restriction yu mel nii am na rek. ak dañu xam ne nag ñun itam fokk ñu yëpp difficulté yi. waaw. garab yi xam nañ ko wax nañ ko yooni yoon góorgóorlu ñeen ci gaar mais nag li ci gën a bare dañ koy jëli ji bitim réew. waaw dañ koy jëli ji bitim réew te fi mu nekk nii ku nekk sa bopp. bu ko defee nag. il faw nag industrie locale sénégalaise bi jógaat waaw seetaat bu baax seen taxawaay ñoom am parce que yëf yi adaptation la industrie sénégalaise yëpp war a changer ci sama xalaat nañ doon doxalee képp koo xam ne xam nga ne la nga doon defar mën na dugg ci secteur stratégique bi nga xam ne mooy secteur de la santé jàppale leen war nga mën a changer, adapter sa production. À plus forte raison, industrie pharmaceutique. Mais le cas Médicis peut régler la situation quelque part. Oui, mais État Bangiti, et je pense que, Inch'Allah, État dina jappelé industrie locale. Parce que si on ko deful rek, dañu am difficulté. Absolument. Mais li am solo, parce que xamna né président de la République wax deug yalla fi mu nekk nii mu ngi woote Afrique yëpp parce que yëf yi tey dëgg la mu nekk war nga defaraat sa taxawaay mais ñun nii Afrique ñi nga xam ne ñun ñooy fay le plus fort tribut ñun ñoo war a lëkkaloowaat àndaat xoolaat suñu bopp bu baax ànd nag xool ku nekk la mu mënal moromam ndax wax naa ko tout à l'heure yëf yi méttee Union européenne dafa tëju waaw mais ñun Union européenne nañu seet d'abord suñu ay intérêt xool la ñu mën kon ñun itam biir Afrique du Sénégal rek lépp loo xam ne kii gën na koo mën moromam war na koo mën a def très bien d'ailleurs maa ngi rafetlu bu baax parce que président de la République ba mu déggee Madagascar am na lu fa feeñ rek waaw waxul ne xëy na dana am solo wala du am solo waaye ba mu ko déggee rek ci saasi dafa jokkoo naataangoom foofu ne ko la ma dégg bu fekkee ne day am ngeen ci yaakaar man tam yéene naa ko sama population kon ñun itam loolu mooy c'est une grande leçon boo xam ne parce que fi ñu toll ñu ngi ci période solidarité mais d'abord solidarité africaine solidarité sous-régionale et ensuite solidarité nationale jërëjëf docteur waxtu wee ñu jot mais xam naa nag yeneen i jëmmi jamono incha allah bu jàppandee rek dinañ la gën a laajaat ci yu bëri incha allah ñu ngi lay gërëm de sant si sa taxawaay
jërëjëf Moussa. voilà kon dégg ngeen ko moom mooy docteur Annette Seck Ndiaye bi nga xam ne mooy directrice générale bu pharmacie nationale d'approvisionnement mu doon ñëw nag ci wàllu yitte lii di masque yi ak ñu ko war a jëfandikoo ak yooyu yëpp yi nga xam ne yi ñu yittewoo ci dayoo ak tamit lii ni ñu war a def ci wàllu alternative rek balaa ñenn ñi tamit di ci am loraange loolee tamit mu doon yoo xam ni indi na ko leeral ci kër di leen jégalu bu baax nag xaabaabal nañ tuuti Alassane di leen dig daje incha allah samedi bii di ñëw ci beneen waxtaan sur seen rajo 98.5 si seen émission loo ci xam jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo jërëjëf Cheikh Ibrahima Ba ak sëñ Ndaw ñoo ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax waaw Ndaw ñoo ngi lay gërëm waaw jàppandiwul nag pour jàll waaye nag beneen yoon incha allah rabbi jërë ngeen jëf. émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen ko doon may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp